Communication bu cercle francophone de l'excellence, en tout cas pour l'excellence et la solidarité moo waxtaanee tey wàllu finale édition CLAP deuxième édition bi plutôt championnat littérature et de philosophie ndëpp intellectuel la Père Sall man xam naa loolu bu ñu ci ñëwee di nga ma ko yaatal ndax nee na man noonu lañ tuddee édition ma ne ndëpp intellectuel moom doy na waar mais yaakaar naa bu ñu xuuseek moom léegi ci waxtaan bi daañu wax léegi lan mooy ndëpp intellectuel. Sans plus tarder, nous allons passer à la première étape de cette émission pardon mu di actualité de l'internet Actubuzz lañ koy woowee ak Abisso. Abisso va nous parler des biens mal acquis. Les avocats de l'État traquent l'État. Une info qu'on peut retrouver sur Dakar Matin. Effectivement, Ndayaram Touré, avocat État yi ñoo attaqué wu ci État moo nga xam ni moo nekkoon seen employeur ci procès yi nga xam ni moo nekkoon affaire de la traque des biens mal acquis ñoom nag ñuy réclamer seen ay honoraires maître yooyu nag bokk na ci maître Félix Sow maître Bassirou Ngom maître El Hadji Diouf maître Yérim Thiam maître Ali Fall maître Bitey Moustapha Mbaye maître Simon Ndiaye maître Souleymane Makodou Fall ak ki nga xamee ni moo di maître William Bourdon ñoom nag jamono ji ñu ngi ruumandaat benn plan boo xam ne bés bu sottee nata baax ci nguur gi ci rek ne dañ leen fay seen xaalis yu leen yoreeloon ndax atte bi boobaak léegi yàgg na te kenn fayagu leen te atte bi ci gënoon a fës sax mooy bu Karim Meïssa Wade. dëgg la ñu ñëw rek ci invité Djiby Sarr monsieur Diagne suivre nga actualité bi nga xamante ne mooy bien mal acquis ndax dossier yu bëri dépoussiéré nañ ko waaye boobu ba léegi dafa mel ni waxaatuñ ci lu bëri waaye tey bu ñu gisee ni avocat nguur gi ñoo jug ñoom it di topp nguur gi yow lan nga si mën a jàng. waaw ginnaaw bi ma nuyoo seen téléspectateurs yi leen li ñuy seetaan di leeral également que ni man maa ngi jiite département gestion des cités universitaires ak vie estudiantine bu COUD service social ab service la boo xam ne dafa bokk ci service yi ma jiite ak service hébergement service bi jëm ci animation culturelle ba ci sport bi service yooyu yëpp maa leen jiite donc c'était pour rectifier service social bi. D'accord. ci actualité bi man li may inspiré rek mooy xëy na ñoom dañoo jàpp ne dañu war a def comme ni ñëpp di def parce que temps yi wax ngeen ànd gësam ci introduction bi dafa mel ne ñëpp dañu jógandoo pour laaj ay koppar nguur gi ma jàpp ne xëy na li élection yi jege moom moo ko waral et ñoom ñu jàpp également ñoom avocats yi damay def analyse rek nekkuma seen biir mënu ma nettali seen gént mais loolu laa foog que ni dañuy profité avant élection yi di ñëw pour ñu fay leen li ñu leen amel léegi nag lu doy waar la parce que état moom buy wax ak ay avocat am kenn du ko fekke bu ñu demee ba am réero ci payoor gi moom vraiment day doy waar trop di ñaan mu saafarawu et que di wax ne avocat également bu liggéeyee nit muy état wala ku mu mënta doon yoon la moom mu laaj liñ ko ameel war nañ ko jox àqam. dëgg la ñu ñëw si président Mbaye Sène xanaa état bu ñu déggee coow li yëpp ñu naan recouvrement xaalis am na lu jot a dugg ndax premier ministre bi woon Mimi Touré waxoon na ko fi donc tey xaalis boobu duggee xanaa avocat yi sañ nañoo laaj ñoom it la leen war. di weeru rek booba tey ñu ngi weeru ndaxte su fekkante ne da nga ne traque des biens mal acquis da nga topp nit ki pour mu fay la. yow ki nga sant mu toppale nit ki pour nga fay la wëlbatikul fay kooku. waaye fayoo ko ba tey et c'est pas bii du information bu njëkk parce que ku ci mel ni maître El Hadji Diouf déggoon nañ mu junjoon ko ay jamono. ñu ne peut-être lu mu nekk opposition moo tax mais collectif bi jóg nañu. xam nga sax damay gën a xóotal ci traque des biens mal acquis man xaw ma kan la ñu traqué à part Karim Wade à part Aïda Ndiongue man gisuma keneen ku ñu traqué te luñ ci waxoon yooyu noonu yëpp bu utiliser avocat yi et l'argent bi nga xam te moom la ñu war a fay il faudra que ñu leeral Sénégalais yi. est-ce que amul ay négociations si suuf bu fekkee yow it accepté nga liñ la laaj wala nga nangu négocier si suuf xëy na loolu moo tax fësaluñu dossier. waaw mais ñoom ñoo wax ni diw ak diw ak diw ak diw dañ leen di topp ñoom tamit waroon nañ peut être mën a wax ne diw ak diw kat fay nañu ndaxte ñooñu noonu ñu ne woon moom la ñuy topp ñoom ñoo wëlbatiku di leen attaqué sànq ba tey ñoom opposition bi ñoo wëlbatiku di leen attaqué ñëpp xamoon nañu y avait une liste pléthorique bi ñu ne woon que ñooñu dañ leen def la traque des biens mal acquis mais hormis Karim Wade ak ki nga xamante ni moom mooy Aïda Ndiongue mais gisuñ keneen koo xamante ni bii ni tey fës na trop et pour revenir ci le montant bi nga xamante ne moom la avocat yi toppee leen mais ce ne sont pas de petites sommes il faudrait que Sénégalais xam loolu ce sont des sommes exorbitantes il faudrait que ñit ñi xam loolu soo fekkante ne nag yow yaa ne da nga jël nit pour nga topp ko mu fay la yow nga wëlbati ko fayoo kooku war nañ laa xoolaat mooy amateurisme bi ñu nekkoon di waxaat rek encore yaakaar naa ne Sénégalais ñu ngi yeewu et gis nañ ni ñii ñu teg fii du ñu waajal
Awa Badji ndax loolu nga gis ne amateurisme moo si am ba xaalis bi nga xamante ne yaakaaroon nañ ne mu ngi ci gaf ak nguur gi mel na ni avocat yi ñoom ña nga topp ca ginnaaw di laaj lañu moom. daa mel ni aram rek fippee métti ci dëkk bi parce que bu ñu demee ba ñoom ñi nga xam ne ñooy seen employé doon ay avocat di leen liggéeyal dem ba di leen topp ne nañ leen fay seen xaalis bu ñu leen amal ci seen droit la ñu nekk mais tamit ñun daf ñuy jaaxal parce que tamit xaalis goo xam ne ñu ne ñii ñoo lañ ko ameel war nañ leen koo fay ñu ne fay nañ leen ko xamuñu ndax fay nañ leen ko wala fay ñu ko comme li may seen wax ñenn rek la ñu dégg ñi ñu ngi leen di topp ba tey mais bu fekkee recevoir nañ loolu ñi nga xam ne jëloon nañ leen pour ñu liggéeyal leen la moindre des choses mooy que ñu fay leen seen xaalis et que seen droit la ñu nekk bu ñëpp laajee ñoom tamit am nañ droit laajte. ñu ñëw ci Moussa Sow ndax du ñàkkit moom mu ngi suivre acte bi lu mel nii boo ko déggee yow lan la lay def nga nekk ci réew boo xam ni tey ñu ngi ñuy wax ne dañu bëgg rupture dañu bëgg indi ay coppite yu yees ci doxalin beeg yëpp waaye bu fekkee ni xëy na xaalis boobu mu ngi dugg mu ngi dem feneen wala boo ko jotaguñ ko sax ba ñu ciy liggéey ñoom it jóg bëgg a wan gannaaw état bi looloo si jàng. waaw bon tey tamit bu ñu xoolee actualité dafa am benn fait majeur xaw ma coïncidence la xaw ma loolu moo leen gëtëm. dañu gis ministre des finances waaw mu def révélation de choc mu ne dëkk bi c'est vrai xaalis manqué na fi. il a donné des explications waaw parce que nee nañ bon 2018 c'était une année sociale loolu la ñu déclaré woon donc mu expliquer il a donné des explications so peut-être loolu moo leen tiital mais ils sont dans leur droit quand même ñu laajte seen warugar parce que seen droit la. voilà c'est légitime mais. amul tiit warul am jàqale dans la mesure où du nit mais état la donc comme on dit très souvent état continuité la si c'est un contrat signé voilà tôt ou tard dinañ ko fay maintenant nag dañu nekk période post pré-électorale maintenant c'est des agissements c'est des bon la plupart c'est voilà sol nañ seen robe avocat vrai mais tamit bu ñu fàtte seen beneen casquette bi ñu yor c'est des politiques maintenant est-ce qu'il y a un soubassement? C'est des interrogations. C'est vrai. Voilà, on attend d'avoir plus d'informations ou le mieux creuser pour xam lan mooy motivation bi. C'est vrai que état bi yorel na leen war na leen fay mais moment bi ñu ko laajee tamit dafa coïncider ak tey benn information exactement bu ñu dégg moo tax tey baax na ci mbir mi tuuti rek. personne awa nee na léegi fépp ay métti ndax yow loolu nga gis moo tax xëy na avocat yi jotaguñu seen xaalis. waaw xam nga nag awa wax na dëgg ndaxte feebaru màgget la foo laal rek mu metti te dëkk bi nag bul nekk fi nga nekk mu neex nga yaakaar ni bon fépp a neex bul nekk aussi mu metti nga yaakaar ni fi mu metti am na côté bu metti am na côté bu metti parce que am na ñoo xam ne yóbbuñu ko te am na koo xam ne nga am problème 100 francs bu mu passé pour dem Pikine am koo xam ne nga am problème ban oto laay jënd ba feebar yàlla moo séddale noonu ñëpp yemuñu mais état dafa am yoo xam ne li Mbaye wax léegi dëgg la dafa am yoo xam ne maanaam dafay ruslu état dama jàpp ni bu liggéeyloo nit kooku balaa ñàkkama fer sax na ko fay surtout mu doon loo xam ni dañ doon topp nit ci mbirum xaalis mbirum xaalis kay boo ci dee topp nit ba nga xam ni yow topp nga ko bañ ñi ki yor na la nangam ka la doon toppal balaa am ñàkkama fer rek fay ko mais nag xëy na aussi mën naa am xëy na que c'est vide nga xam naa ni sama copain incha allah rabbi dina ci jóg xam nga président moom c'est mon ami bugul ko koy yëpp te xam na ni dina fay gars yi nañu naxante rek ndax àdduna du cere mais dañ koy laalo dina leen fay bu soobee yàlla. Abi alors pour conclure. waaw pour tëj rek dañuy fàttali ne avocat bu nekk ñi doon layool état bi ci yooyu les boobu procès avocat bu nekk am nga 2% ci montant yi nga xam ni moom lañ recouvrer ci traque boobu. te traque boobu xam nañ xel ni am na xaalis yi nga xam ni jot nañ faa génn léegi question bi ñuy laajte mooy xaalis boobu fan la dugg ñi nga xam ne jot nañ koo nangu ci ñenn ñi nga xam ne jot nañ leen traqué. donc ak lu ci mënti doon diggante état la client la ak employeur koo xamante ne ñaar nit ñuy doon liggéey la nañ jéem a waxtaan seen biir ba juboo rek ba ku ci nekk mën a jot li nga xam ne yaa ko moom. mbirum xaalis boobu nag la ñuy waxtaanee léegi ak monsieur Khalifa Diagne te léegi lay doon dans la rubrique actu sociale et politique. Monsieur Khalifa Diagne du COUD est l'invité de Djiby Sarr Diony et vous allez parler de quelque chose qui nous interpelle également. Les caisses du COUD sont-elles vides? nekk question bu am solo comme ni ko Aram Touré waxee loolu moo nekk daanaka tey li waral li tax ñu dalal la fii tey monsieur Khalifa Diagne ndaxte seetlu nañu am na dette boo xamante ne nii yéen a ngi koy wax ne moom ngeen amee ñi nga xamante ne nii également récemment mooy semaine bi ci lundi bi rek mën nañoo wax ne
travailleur COUD yi mooy yi nga jiite ñoom tamit jug nañu di yuuxu wallu ne dañoo sonn lool ndaxte yoroon ngeen leen ñetti weeru salaire yoo xamante ne ni fayu leen ko loolu lépp tax ñuy laajte naka la ñu def ba toll fii ci COUD ba également tamit ndax seen i kees tamit est-ce que vidul waaw jërëjëf dinaa sawar ci indi tontu ci laaj yi ngeen ñu laaj te pour ma indi tontu il faut ma leeral statut COUD établissement public la établissement public mooy bànqaas boo xam ne moom ci état la bokk mais dañ koy créer am ñuñ ko jox ñu yoral ko état di leen jox liñ ko yoree loolu mooy établissement public moo leen di jox subvention bi nga xam ne moom lañ ko yoree COUD également liñ fa yor état mooy wax li ñu yor ñun du ñu wax ne nombre étudiants yi lañ soxla du ñu wax ne prix ticket restaurant lii lay jar lu ñu wax ne service médical étudiant lii lay fayoo loolu yëpp état moom moo koy fixé moom mooy fixé politique sociale am joxe orientation stratégique am recruter ay agent mooy ñun sant ñu ab liggéey ba tax na at mu nekk dafa am lu état di jël jébbal ko COUD ñu tuddee ko subvention boobu boo ko jëlee mi ngi tourner autour de 15 milliards et quelques 15 milliards la leen di jox boo ci boolewul ay recettes internes yi ñu am mooy bu ñu jaayee étudiants yi ticket bu ñu jëndee ticket service médical ak yooyu mais yooyu boo ko xoolee du dara recette interne yi parce que état Sénégal dafa jël option bu am solo option bi mu jël mooy presque moom dafa généraliser œuvre sociale mooy étudiant sénégalais bu bindu rek da nga am accès ci œuvre sociale yi. alors monsieur Diagne dinañu dellusiwaat léegi si yow di jéggalu waaye équipe bi nga xamante ñu ngi Tivaouane ñu ngi foofu te président Macky Sall ma nga sur place pardon donc dañuy fekki rek ki nga xamante ni mooy suñu ndaw di Codé Ndiaye mu wax ñu rek nu mbir yi tëddee sur place. Aram maa ngi lay fay nuyoo di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu sa plateau di wax ne ni nga ko waxee noonu la di nuyu également képp kuy seetaan la DTV la magie de la télé na nga ko waxee sa introduction noonu la président Macky Sall war na fi ñëw ci kanam tuuti fii nag Tivaouane lay ñëw comme ni mu ko defee saa su ne at mu jot xam nga ne saa yu gàmmu teroo bu desee ay fan président day amal habitude daal di ñëw fii ci dëkk bu tedd bi def fi ziaram daal di fi def benn discours boo xamante ne nii dafay àddu jëmale ci njaboot gi waaye itam daal di àddu jëmale ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu gàmmoo gi ak ci wàllu réew mi comme ni mu ko defee ci këru diine yëpp xam nga ne Touba def na ko fa bi mu desee ay fan dem na Touba daal di saafonteeg xalif bi saafonteeg képp koo xamante ni moom moo fa nekk noonu la ko defee fii ci Tivaouane daaw def na ko ren également dana ko def fi may waxee yoon ni nag président mi ngi ci yoon bi d'après suñu information nee na ñu xam naa ne ci ay simili yu néew dana dugg biir Tivaouane donc saafontoog xalif bi waaye itam képp koo xamante ne nii yaa ngi fii aram li ñu mën a wax nag également moom mooy autorités yi nga xamante ne ñu ngi ci wàllu diine ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci wàllu aada ñoom ñëpp mobilisé nañ ngir nag daal di teeru président daal di koy tatagal fii ci dëkk bi ngir nag mu def discours am boobu waaye itam wax rek ne Tivaouane pare na pour accueillir président parce que laata may ñëw fii def naa benn tour un peu ci dëkk bi gis naa ne un peu partout am na ay banderole yoo xamante ne nii dafay wane ne président moom moo fiy ñëw donc boo duggee ci dëkk bi rek war nga xam ne tey jii am na gan bu war a ñëw fii nii. mobilisation est-ce que am na ñaari fan xam nga ne dana fi ñëw tey waaye également bu fi jógee tey jii la fi fanaan suba mu daal di jógee Tivaouane dem xëy na moom mooy fi nga xam ne moom mooy Médina wala bokk en tout cas suñu information war na dem ci yenn këru diine bu jógee Tivaouane xam naa ne aram pour l'instant ñu ngi nëgandeeku président de la République salle bi gis nga ne sama ginnaaw nii dafa xaw a yaraax moo lay won ni autorités yi dem nañu gàttandu ci président il paraît que sax dugg na biir Tivaouane donc dootul yàgg tuuti président daal di ñëw fii nii saafonteeg njaboot gi njabootu Seydi Hadji Malick Sy ki ko fi teewal di xalif bi di Babacar Sy Mansour ak Pape Malick Sy li nga xam ne moom mooy porte parole bi donc aram loolu lañ mën a tënk pour l'instant yaa ngi koy seen ni salle bi mi ngi commencé remplir donc ci kanam tuuti président dana yegg si ñu def waxtaan wi lu ñàkk xam naa bu yegsee ñu dellusiwaat si yow jottali ko ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan DTV kon xam naa ne dama lay delloo antenne bi ci kanam tuuti ñu daal di déggantewaat ma wax leen li nga xam ne moom moo fi tukkee ci xibaar
jërëjëf Codé du ñàkk dinañ dellu siwaat léegi si yow bu président Macky Sall yegsee ñu yaatal lekk di fàttali ne édition bu ren bi dañ ko jagleel xalif bi fi nekkoon te dëddu muy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mu nekk loo xamante ne nii tamit comme ni ma ko doon waxee sànq rek DTV desu si ginnaaw ndax waajal na ay mbir yu am solo yoo xamante ne nii dinañ ko teg bu bés ba waaye it dinañ ko teg au fur et à mesure ñuy avancé ci biir semaine bi ñu dellu siwaat rek fii ci Ndakaaru fekk si waat monsieur Diagne ak Djibi ñu bàyyi ko mu wëyal waaw xaalis ndax am na moom mi ngi wax yeneen mais xaalis ndax am na si yaa ngi yaatal nag mais est-ce que di nga daanoo wàcc nag daanoo ci gën a gaaw dinaa egsi xam nga dama la leen expliquer budget bi ñu koy constituer ak charge yi effectivement léegi ñun li ñu jàpp mooy budget boobu ñu ñuy jox pour ñu war ci yor ndongo yi doyul buñ ko méngaleeg charge yi nga xam ne moom lañ leen war a yoral effectivement fan yële bi ma jàkkaarloog seen naataango taskatu xibaar yi am na lu ma leen wax ne leen bu ñu jëlee rek restauration mi ngi coûté kudd bi ñu defee suñuy xayma 80 millions ci bés bi loo xam ne day dem 10 mois bés bi rek 80 millions ñu ngi dépensé 80 millions ci bés bi loo xam ne day dem 10 mois waxuma yeneen yi de waxuma yi ñuy fayee salaire yi waxuma service médical bi waxuma seen sport waxuma seen culture restaurant rek laa la wax te restaurant yi étudiant bi mu dugg ci dafa yomb trop ñun ñu ngi koy rafetlu parce que son excellence moom moo wàññi ticket ñun amuñu ci problème mais ki nga xam ne moom moo joxe liggéey moom mooy joxe dépense moom bu ko àttanee rek baax na ñun amuñu ci ñun bu ñu sañoon bu ne woon sax gratuit c'est gratuit amuñu ci problème bu yokkee cere da dolli ñeex mais nag nañ ñu jox lu ñu leen mën a yore sinon day indi jafe-jafe ci milieu université boo xam dafa sensible actuellement bi mu wàññee ticket yi bi ndongo loolu génnee àdduna ca Ndar juróom fukk rek étudiant bi bu ko amee ci lay ndékki ci lay añ ci lay reer fukki dërëm lay fay ndékki loo xam ne du fukki dërëm lay jarde loolu également nit ñi bu ñu ko réere mbir dafa am différence boo xam ne ñun ñoo koy fay ndax ñi yor restaurant yi ay privé lañu yoo xam ne dañuy gagner marché di gérer bu ñu ñëwee étudiant bi fay fukki dërëm bi ndékki li buy tourner autour de 500 francs dañuy ñëw jébbal ñu facture 450 ndékki ndongo bu nekk añ bi également jarul 100 francs bi ko ndongo yi di jëndee reer bi jarul 100 francs est-ce que université kii bi resto yëpp tamit ñooy loolu ñoo concerné par rapport ak mesure boobu resto universitaire yëpp mesure boobu ñu ngi koy appliqué mais facture yooyu noonu li tax ñu bëgg a ñëwaat ci facture yooyu moo ñu bëri dañuy wax ne yéen da ngeen di tudd ay millions ay milliards di waxi facture mais facture yooyu duñ ko gis du ngeen ko publier te bu yàggul dara ñu gis ne tamit OFNAC fii ARMP fii ku nekk di leen joxoñ baaraamu tuuma ndaxam tamit du ba Abdoulaye Diouf Sarr jógee kut ba tey jii nii doxalin bi dafa wutee non doxalin bi wutewul man gisuma ne wute na ndax Abdoulaye Diouf Sarr man maa nga fa woon liggéey ak moom bokkoon ci ñu ko gën a jege nekkoon conseil spécial am nekk chef département bi ma nekk nii kii it conseil spécial am laa nekk chef département man du ñoom dañu ñëw indi ma fa si seen politique bokkuma ci benn parti politique maa jiite cité yi daanaka ñi ñëw université non ñoom dañuy politique directeur yu kudd yi yow politique mais man mi yor cité yi politique ma bokkuma ci benn parti politique dama jàng comme ñoom ñu ñëw fekk ma fa dara lu ñu ma recruté wuñu ma kudd ñu xool jàpp ne mën naa ko yor ñu jox ba ko donc bu may wax du ma fi wax waxu politique du ma jéem a protéger kenn d'accord parce que nag am naa ay nawla yu bëri ci Sénégal bu ñu may xool damay bëgg ñu respecté ma étudiant également damay bëgg ñu xam kii li muy wax am na wala amul xam nga mbir yi nga wax mbiru OFNAC ak ARMP laalantewul ak li may wax nii parce que dañuy wax ni li tax mooy ñoom man de gisuma ci rapport boo xam ne dañ ciy wax ay affaire restaurant bi wala leneen ARMP également def nañ ay rapport wax nañ kudd comme ni ñuy waxee ñeneen ñi parce que gisaguma structure bu nekk fii ci Sénégal muy Sénélec ba ci SDE bu mujj bi koo xam ne amoo problème marché boo xam ne ARMP da ciy wax ndax nit ñi parfois dañuy jaawale koo xam ne dañ ko épinglé ak marché boo xam ne dafa am ab ci procédure bi loo xam ne dafa jar ñu taxaw loolu tax ma lay expliquer ni ñun bi ñu xaymaa li ñu jàpp mooy subvention bi kudd waroon am war na tourner autour de 30 milliards ndax même bi fi Abdoulaye Diouf Sarr nekkee maa ngi wax ci télé laay wax parce que ku xam ça fait ay presque 15 ans may siège conseil d'administration kudd di même bi mu fi nekkee heure bu ñu ñëwaan ba war a ubbi dañ daan am jafe-jafe lii ñuy wax boo seetloo Dakar ñun jafe-jafe une semaine lañ ko am ñu réglé ko mais université ba ca Ndar ñoom bëgg nañ ubbi toog weer mënuñu ubbi ndax même jafe-jafe bi. kañ lay jeex ambay. te pour te dire que ni ci politique sociale globalu centre des œuvres universitaires boo demoon Thiès mu wax la même problème bi laa am. nga dem Bambey mu wax la même problème bi laa am nga dem Ziguinchor mu ne la même problème bi laa am donc du ay affaire ay
audit ak affaire yooyu problème de xayma la pour man jàpp naa ci ñi gëm ne il faut état Sénégal def loo xam ne mënu ko ñàkk a def et loolu sax dina tax moom mu am argument par rapport ak gestion ñi mu koy dénk parce que boo bëggee wax nit sa gestion baax na wala baaxul da ngeen am ay paramètres da ngeen am ay xayma mi ngi mel ne sama papa Sala Bigué yor këram war di joxe dépense mais il faut mu xayma. waaye yow ni nga waxee nii dafa mel da nga ne dépense su président doyul président Mbaye Sène. non doyul loolu kay amul sax laam-laame. ñun man li ma jàpp ci li ma xam mooy subvention bi ñuy jox œuvre sociale yi pour ñu yor étudiants yi doyul kooku aw ma ci sax laam-laame. du sax lu ñuy. waaw ma ne xam nga monsieur Diagne. waaw kii Djibi Sarr daf la effleuré léegi par rapport ne wax nañ fi xaalis. am na ko fa nekkoon directeur COUD OFNAC yaa ngi koy bàyyi mu daanu. am na OFNAC am na ARMP épinglé nañ ko nga ne yër nga wax nga léegi SD wax maanaam ay Sénélec wax nga yooyu yëpp ne musuñ dégg ni am nañ problème boobu mooy épinglé OFNAC ak affaire yooyu loolu nga wax léegi nii. non waxuma loolu. wax day leer parce que li ñuy wax dafa sensible. waaw lan nga wax dama ni amul benn structure état. boo xam ne musuma dégg. mu am débat ci affaire marché public passation marché public. d'accord mais loolu laa wax. mais xam nga li ne fànn kenn du ko jeex xam nga fii nee nañu directeur COUD OFNAC dafa wax ni am na lenn loo xamante ne bii ni luubal nañ ko xam nga lu ne fànn kenn du ko jeex mooy lu SD lu Sénélec man du lu ma yëgut bokk te yaakaar naa ni maa ngi nekk ci information bi tout le temps COUD jàpp nañ ni am na lenn loo xamante ne lu fa am la te épinglé nañu rapport bi génn nañu xam ni nit ki am na leen luubal loo xamante ne def na ko fa loolu xam nga kenn du ko waxaat lu ne fàngal mu ngi mel ni yaa ngi toog DTV di seetaan ñii di la déglu ñaareel bi wax nga ko léegi nee nga l'état day joxe subvention 250 francs fukki dërëm ndékki 100 francs añ 100 francs reer mais wax nga 14 milliards xanaa bokk loolu luy répété chaque année di répété pendant chaque année nee nga 14 ans yaa ngi fi xanaa nag ay yëwén waroon ngeen mën a toog na am ci benn saafara mënoo leen ne chaque année da ngeen di am un problème ngeen di bëgg di dund problème yi année bu ci nekk tamit est-ce que loolu du mauvaise gestion. non du mauvaise gestion loolu ku xam gestion. di dëkkee di am problème chaque année pendant 14 ans 15 ans non laalantewul ak mauvaise gestion dama la expliquer moo tax ma jëloon précaution wax ne COUD établissement public la. comme ni ko Sénélec nekkee comme ni ko yeneen ñeneen nekkee comme ni ko université nekkee ak yeneen établissement public état moo koy jox subvention. état da koy jox un budget de départ parfois mu laaj mu jox ko rallonge. budget bi yokku état mooy natt. et maa ngi lay wax ni université de Dakar entre 80 000 100 000 étudiants ñoo fa nekk te ñun ñoo leen yor ñoom ñëpp. di dëkkal ñoo leen di dundal day am luy entretenir pavillon yi parce que. li ñuy def ci centre des œuvres universitaires yi boo ko xamul da ngay jàpp ne lu oyof la mais lu 10 a 10 la. amul directeur bu jaar COUD boo xam ne bi ñu waree ubbi amul jafe-jafe ci affaire OFNAC boobu nga wax man. cadre laa nekk COUD. pour man ba léegi nii man gisuma rapport OFNAC bu ñu jox COUD. dama koy wax sénégalais dégg ñaa ñuy wax ci loolu. li xew mooy toog nañ comme sénégalais yépp gis ab rapport OFNAC bu ñu jox presse bi mais rapport bu amee. dañ koy jox ki nga xam ne mooy ndayu mbind presse bi ne ñu jox nañ ko président ñu loolu lañ ci mën a non lu tax ma ni COUD lu tax ma ni COUD non fii kuñ fi wax dara li Youssou Ndour doon wax porter presse kuñ fi wax dara ci presse mu nekk lu sensible même boo warul tontu say mbokk dinañ la ak say ak ñooñ dinañ la tontu ci li may wax maa ngi lancer défi ku mën a prouver ni am na rapport OFNAC bu génn boo xam ne ñu jox ko waa COUD gis nga Sénégal dafa organisé wu du OFNAC rek moo fi njëkk a commencé di saytu am na Cour des comptes am na IG am na ñëpp ci organisation audit dafa am lu ñu tuddee principe du contradictoire maanaam Sala Bigué mii bu ma koy tuumaal li ma koy tuumaal dañ ciy waxtaan ma laaj ko mu indi ay tontu ma jël rapport bu ma demee bay war a bind rapport yi ma def lu ñuy tuddee pré rapport bindaat ne Sala lii de maa ngi koy waaj a publier mi ngi ni jox ko mu def ay tontoom yi sax dañ koy def ci rapport bi ku ma weddi ñi may seetaan xoolal rapport Cour des comptes xoolal rapport IGE ci ñi may wax ak yéen amagul rapport boo xam ne ñaka def dañ ko jël jébbal ko COUD loolu amul ñun ñëpp ci presse lañ ko gisee bañ ko yëkkatee rek war na tax ñu sóob ci enquête gën a yaatal gën a xam parce que mënuñu nekk tamit di wax xaalis bu toll noonu ne mu ñu koy doxee ci biir COUD te duñu laajte la moo fan lay dugg keneen kuñ fi yëkkati dossier dañ koy laaj loolu moom ku yore xaalisu réew mi ñu laaj la fan lay dugg abi fii nag amul lenn lu fi nekk fàng fii moom ay rapport boobu daal nee le président a posé boo leen bëggee si rapport ngeen invité waan ma ngeen teg rapport bi ñun ñu ciy waxtaan man dama la wax ni politique ma ànduma ak Cheikh Oumar Anne di politique ànduma ak Diouf Sarr di politique dañ ma fekk COUD psychologue conseiller la bac+6 la am RH A1
mënuñu ma fa jëlee également sénégalais la boo xam ne dama def ay concours di liggéey ñi ma xam nañ ñu du ma waxati amul kenn ku ma ci jaral ma lay waxal loo xam ne dama lay layal mais dama lay wax ne am na ci rapport bi ay mbir yu bëri yu réer dama lay jox rek exemple ci rapport bi gis naa ni COUD day def ay dépenses te président conseil d'administration bi autorisé wu ko COUD du doxee noonu et directeur COUD yi jaar COUD yëpp maa ngi leen di jël seede COUD conseil d'administration bi day voté rek budget bi bu ko voté ba pare directeur COUD bi mooy def exécution bi amatul wax ak président conseil d'administration bi loolu rek mi ngi ci rapport bi ak erreur la. mais yéen code des marchés beneen bi yéen dafa mel na beneen bi ma jëlaat étudiants yi seede am na ci rapport bi yu ñu wax ne dañu jox subvention ay étudiants yoo xam ne kenn xamu leen. maa ngi wax étudiant université Cheikh Anta Diop yi ñuy seetaan yépp ku ñu jox subvention te kenn xamu ko ñoom nañu def conférence de presse dénoncé ñu li xew OFNAC réeré woon ko mbir ñu def rapport bi mooy directeur bi mu ñëw dafa tombeek deewu étudiant Bassirou Faye policiers yi dugg ci cité bi am yàqu-yàqu yu bëri yu ñu yàqal étudiants yi dem waxtaan ak état bi ne dama leen di jox ay ndàmpaay jox leen ay millions laa wax loo xam ne dañ ne yéen mënuñu leen ko jox dañ koy jaarale ci COUD mu séddale leen ko ñu jaarale ko ci COUD ñu séddale leen ko maa ngi ñaan bu ñu bëggee bu ko étudiants yi laajee nañu déclassifier rapport boobu donc ay jaxasoo yu bëri daf ci am nit ñi di wax ni am na fu ñuy waxee également que agent COUD yi jox nañ leen 430 et quelques millions ay subventions loolu également bi ñu ko gisee agent COUD bu nga ko mën a dëggal maa ngi lay ñaan nga ñëw ci plateau bi démentir ko teg ko COUD amul possibilité yooyu donc am na ay réeróo yu bëri yu am ci rapport bi maintenant rek Sénégal noonu la bindoo. Sénégal ku ñu joxoñ rek ñi ci xam ak ñi ci xamul ñëpp dañ naan mooma mais malheureusement. man lu ma jaaxal mooy comment ça se fait ngeen toog ba yoreel repreneur restaurant yi plus de 6 milliards. ba pare am na lu nga xam ne tamit askan wi ñu bëri xamuñu ko au-delà budget bi ñu leen di jox yéen seeni recette fan ngeen koy jëlee. ñun suñu recette yu néew la. ñu ngi koy jëlee ci étudiant bi buy fay néeg bi bu dee lal bi mi ngi koy fay 3000 francs bu dee chambre individuelle la lal bi mi ngi koy fay 4000 francs étudiant bi buy dem restaurant wax naa la li ñuy fay fukki dërëm ndékki ñaar fukk añ ñaar fukk reer bu dee dafa war a faju ci service médical fukki dërëm lay jëndee ticket bi ñu koy consulter buñ ko consulter lépp loo xam ne daf ko laaj ci fajam COUD da koy jël en charge te étudiants yi bari nañ presque ñoom ñëpp am accès ci œuvre sociale yi donc recette yi boo ko estimé ñi ñëw ko xam nga COUD dafa am conseil d'administration COUD du ñun ñoo fa nekk rek def lu ñu neex conseil d'administration am na ku jógee présidence am na ñu jógee ministère des finances parce que ñoom ñooy suñu tutelle financière ministère de l'économie et des finances ñoom ñi ñuy jox xaalis bi dañu teew di ko saytu kii géré xaalisu COUD également inspecteur du trésor la directeur COUD chefé wu ko ci ay génneel xaalis pour génne. noo leen mën a toogee ba yore repreneur restaurant. gis nga système bi am ni fii ak mi ngi am dañ leen di ameel di leen ameelaat xam nga lu tax pour man amagul budget de vérité. budget bi il faut ñu xool ko. et bëgguma ñuy particulariser COUD parce que COUD une semaine la ñu am retard Saint-Louis parce que rek mënoo ni bu doon COUD kese la sax wax ji mën a neex. mais mënoo ni li xew Saint-Louis li xew Bambey li xew Thiès li xew Ziguinchor ñëpp am même problème bi. yow nga bëgg a jël problème bi rek du baaraam fenn te kaay ma wax la leen problème bu am Saint-Louis jàppal ni 10 mooy am Dakar. ñun dañuy bañ parce que ñun entre 80 000 100 000 étudiants lañu yor di leen dundal dina xayma maintenant xayma bi ma wax ne ku ko def ba pare teg ci taabal ji. waaw ne problème gestion am na. waxtaan bi dina neex. monsieur Diagne day fekk dooguma la de balaa ñuy jox aram kàddu gi xam nga dañuy bañ lenn. mooy li nga xamante ne ni moom la d'habitude suñu autorité di def di ragg seen bopp di tëw ndax dañ naan bokkuma ca xawma du man dong moo ko gën. yéen a ngi jël di comparer bu ñu déggee kurus ak yii nii non non ñun li ñuy wax mooy dette boobu noonu comme ni ko may waxee plus de 14 ans chaque année c'est le même scénario muy ñëwaat da ngeen di yoreel xaalis fii yéex a ubbi campus bi yooyu noonu lañ bëgg ngeen saytu ko xoolaat ko waxuñ leen seen gestion baax na ndaxte ña leen di tuumaal ñun du ñun ña nga xamante ne ni ñooy ARMP ak OFNAC ñoom ñooy wax ci yéen waaye ñun waxuñ ci yéen liñ leen di ñaan mooy lan ngeen xoolaat ndaxte ay at a ngi nii chaque année dañuy gis loolu di ñëwaat ngeen xoolaat seen biir nu ngeen di liggéeyee su ko defee du ngeen yorelati kenn ba pare tamit ngeen di ubbi à temps en n'est-ce pas Aram Touré. campus social. mais boo gisee ma sawar ci waxtaan boo gisee ma sawar ci waxtaan bi. mooy yéen da ngeen ma woo. pour jàppale ma. pour may ma man
ma bokk ak yéen li ngeen di wax préoccupation bi ngeen am moom laa am préoccupation bi ngeen am moom laa am moo tax ma ñëw seen plateau pour wax ne budget bi doyul wala ñi koy joxe bu ñu jàppee ne doy na ñu def xayma yoo xam ne au moins sénégalais dinañ xam ne non kuudu kat li ñu ko jox doy na. loolu mooy seen kii. du yoon chaque année même problème bi di am loolu tooñ ndongo daara yi la. loolu la ñuy bañ. leer na ba mu amee également étudiants yi wax ba may jàkkaarloog seen naataango taskatu xibaar dama ne étudiants yi ñoo nekk ci dëgg dañ leen ni woon bu ñu ñëwee début novembre dañoo war a ubbi ne étudiants yi dañoo war a ubbi waaye nag bëgg a ubbi taxut a mën a ubbi mën a ubbee taxut ubbi cité bu universitaire bu mel ne Dakar kenn du ko taf yëngal kenn du ko camlangal ci base yu leer lañ koy ubbee base yooyu leerul woon moo tax mënuñu woon ubbi mais nag du ñun ñooy jox suñu bopp xaalis il faut mu leer du ñun ñooy jox suñu bopp xaalis état moo ñu jox xaalis. di ko yokk chaque année. doonte ñun ay ndaw état lañ di ñaan état bu parce que li nga xam ne day gàttandu jafe-jafe yi war a am ci université yi xeexu étudiants yi ay problème mu bourse ay problème mu restaurant li koy jafandu mooy état bi engagement yi muy jël ci étudiants yi mu jox ñi nga xam ne ñoom la sant liggéey bi lim leen war a jox pour benn jafe-jafe doo am. ñu ñëw si Moussa Sow lii nii boo ko déggee li monsieur Diagne di wax ndax tey yaakaar nga ni kon yàqu-yàqu yeeg pëccoxoo bi nga xam ne ñu ngi koy faral di gis biir université dina dakkagum léegi. pareegul pour dakk parce que en fait je vais répondre gisuma ku tontu aspect boobu mais gisuñ ci àdduna bi laa la wax dans le monde benn dëkk boo xamante ni état mooy gérer université boo gis. soit day am partie boo xamante ni étudiants yi xaalis fa lay jógee mais les études supérieures sont chères. Mais fii dañu bëgg a gëmloo que ni c'est gratuit gis nga budget bi muy wax 14 milliards même buñ ko yóbbu woon 200 milliards ça ne va rien résoudre parce que aujourd'hui ñu ngi 2018 mais est-ce que xam nga ni lii lan moo ko indi mooy alternance 2000 Ablaye Wade moo indi populisme dans le pays. Si tu n'es pas méritant da ngay am bourse nga méritant da ngay am bourse aujourd'hui université da ngay gis ñoo xamante ni sax jàngewuñ université mais ñu ngi ci logement yi. Je parle parce que je suis étudiant, je suis au cœur du système, je sais ce qui se passe. Donc c'est désolant. Le problème dañu war a jàkkaarloog Sénégalais yi bàyyi di improviser ay solutions. Aujourd'hui le président il a diminué les prix des chaque année ñu ngi wax am nañ problème prix exactement ndekki wala añ et tout ça mais day répercuté wu xam nga Ablaye Wade jàll na ba ñu xaw a fàtte. Aujourd'hui nous sommes en train de vivre les erreurs yoo xamante ni par précipitation lañ ko def Macky Sall bon le président plutôt intervention bi je pense même procédé bi la dinañ toog 20 ans 25 ans après di vivraat conséquences yi donc dañu war a toogaat Sénégal ñu pencoo ko waxante dëgg doo dem ci benn pays dans le monde études universitaires mu gratuite en fait je le dis je suis étudiant je sais que je serai fustigé de l'autre côté mais li may wax dama toog man ma koy xalaat gisuma benn dëkk boo xamante ni études universitaires amul fenn les études supérieures dans les pays étrangers c'est payant dafa war a yomb dafa war a gratuite dafa waroo fay dara mënul nekk dañu war a waxante dëgg toog ñu xool bor bu nekk li mu mën ñu redéfiniraat le système après ñu toog dox dem bu ñu non il a raison il a raison il a touché du doigt une question importante man bu weesoo fonction yi ma yor def naa sama 5 mémoires maa ngi ko def ci question sociale étudiants yi vie sociale étudiants yi di ci préparer sama thèse effectivement études yëpp dafa wane ni amul benn université ci àdduna bi boo xam ne ndongo yëpp bu ñu amee bac dañuy dem université boo xam ne ndongo yëpp bu ñu amee bac dem université dañu am accès ci œuvre sociale yi am bourse loolu dafa diis trop ci état ñun nekk Sénégal li ma seetlu mooy suñu université yi dañ ko yor ci maslaa bu baree bari boo seetloo université fi ma jiite campus social bi mais police sax du fa dugg lu fa mënte am or texte yi li mu wax mooy bu amee ku fay def dara daka sudul noonu police dafa war a dugg nee nañ franchise universitaire non franchise yi campus social bi bokku ci man dinaa leen dog nag yéen li ngeen bëgg a jël lépp tuumaal ko teg ko les étudiants non mais xam nga tamit réew buy dox dafa am nu muy doxee te également réew bu mel ni Sénégal dafa am ay chartam am tamit xaalis bu mu yor mooy lan ñun du waxuñu Sénégal
étudiant képp ku am bac da nga war a dem université mais même bu mënul dem université mais mu am alternative boo xamante ne ni bu fa demee tamit dina mën a jàng parce que droit am la du question tamit ne non du question tamit inscription bi c'est pas parce que da ngay lii nga dalee bàyyi non mais éducation dafa am lu mu laaj bac bi ngay wax da nga koy def d'abord pour nga am possibilité mën a def études supérieures mais si tu n'es pas capable de pouvoir faire des études supérieures je suis désolé mais benn université warul la accepter virtuel ak UCAD yam waruñu la def fenn xam nga loolu damay ñëwaat ci tontu leen tey ndax presque da ngeen a tontu seen bopp mooy lan day ñëwaat ci nos gouvernants ñoom ñoo war di taxaw di joxe les bonnes informations di ñu wax lii moo fi nekk ñun ñëpp ñu xam ko mais boo gëmloo ne ndaw si ne ko yow boo amee bac dama lay dugal fii par la force signé ko xaatim ko def ko lépp mais bu amee bac nga la waay li nga waxoon def ko mais jibi dafa am loo xam ne dama koy wax nit ñi université man mii nekk chef département gestion cité yi Cheikh Oumar Anne ma ko jiite recteur Thioub dañ ko jiite rek mais moomuñu ko ñu nag askan wee ko bokk ñëpp a ko bokk université bu nit ñi di jàpp ne ñu ko jiite wala état bi askan wi moom université yi askan wi il faut ñuy wax nan lañ ko bëgg nan lañ ko war a yoree ak ban yorin bañ ko teg nag ci affaire ay parparloo politique étudiants yi non bu ñuy def loolu rek université du dox moo tax ma rafetlu trop ki nga xam ne jël na parole ne étudiant la parce que kenn dalul étudiant yi amul kenn ko amul mbokk étudiant man sama rax sama caatu yaay bi université Dakar ñii nii plateau bi bu ma defoon le tour ku ci nekk am nga mbokk université yi ci université yi dafa leer Sala Bigué léegi mi ngi wax dafa Bigué université Bambey donc lu baax rek lañ bëgg suñu université mais nag nañu def politique yoo xam ne day tax nit ñi di jàll day ma nga Bambey toog di jooy rek ma nga Bambey dinaa ko dégg directeur Sall est-ce que li nga dégg léegi moo tax nga bàyyi ko mu dem Bambey daw Dakar non c'est-à-dire dinaa ko dégg directeur dañ ko orientation yi Bambey lañ ko yóbbu mais man bi mu ñëwee dama ci ànd parce que dama ne ko fii moom non seulement boo fi nekkee dañuy grève jàngunu man je vois que nga dem université Bambey foofu calme na di nga jàng amul benn problème dina mel ni njàng ñuy gis boo ñu demee sax defal appel vidéo ñu gis amul problème. léegi waaw man directeur Lamine Gueye directeur loolu dinañ kontaan. voilà man lan laa gëm xam nga xale des fois nga bàyyi ko mu tumuraanke tuuti dafa baax. mais xam nga ku ñu naan ku juddoo ci sa cere yaay màgget ci sa cere yaay màggete ci sa cere yaay kooku xulul sax moo la tooñ. parce que génnoo defoo dara xamoo àdduna buñ la mayee borom kër bu mettee da ngay dawaat ñëw si kër papa sëy yu bari boo gisee muy tas loolu la dañuy nekk ci kër gi lépp di mat bu ñu demee seen kër borom kër bu mu amee saful sax ñëw téléphone fii amul sax ndékki ñu la ñëwal toog sëy tas gis nga dañuy wax lii Moussa wax léegi dafa am solo kër gii bu fekkee juróom 50 personnes daf fi nekk ñu war a dépenser junni bu ñu la joxee ñeenti téeméer dañ laa yokk xalaat parce que mënu ma comprendre tegale boo gis mu gudd sa daan bu jiitu moo jub bu fekkee dañ ñu woon alternance 2000 dañuy ñëw ñu defal benn taf yëngal boo xam ne ñu ni université dañ leen favoriser ku am bourse ñëpp nan leen dugal ci biir loolu dafay indi problème gis nga yenu këdu xëddeen dañuy yëgoo soog a jóg li mbay seen wax dëgg la fii ba bu ñu doon dem Milan système bii li fekk dañul problème yi day am parce que dépense bi moo doyul parce que lu juróom fukki nit nekk ñu jox la ñeent téeméer mënuñu ko seddoo il faut ñi am ñi amuñu boobaa coow dafay am lu ñëpp lu nekku ne lépp ñëpp lu nekk ku nekk ngi ci mais dañoo war a defaraat système bi université boo xam ne tey papa dafay nekk dem ba takk jabar nekk faak jabaram doom jooju mu am doom jooju màgg takk jabar indi sa benn rakk nekk dëkk ba ñëw di raxasooto nga bugg dee mu ñëw fanaan si université ba mais gis nañ ko suñu université il faut ñu waxante dëgg université bi li muy yenu moom la att nul li Moussa wax dafa am courage rek wax ko mais dëgg gi dañ ko war a wax université bi liñ ko teg moom la munul ñii nga xam ne ñoo yore gestion bi ñoom xam nañ li ñuy daj parce que léeg-léeg dina am yoo xam ne sax dina nekk lu leen bett loo xam ne ci xaalis boobu la ñuy jël def ko parce que dafay am loolu dépense biir kër sax da ngay jeg-jeg sa kër wàcce ñaari junni yoo war a dépense nga ñëw ci kër ñu la sa doom du doon fubal tànk ba damm na nga jël ko yóbbu ko setoo fay junni beeg juróom benn téeméer lay des ñeent téeméer boo xëy rek naa soxna si jël ci dépense nit dafa am loo xam ni day dépenser lii dese lii mais kenn du am leen dépenser lépp il faut ñu changer système bi moo baaxul Sénégal système bi yëpp la système bi moo baaxul système bi il faut ñu changer ko def lu ñu mën li ñaan def la nga mën wax la nga mën boo tëddee nelaw loolu mooy suñu problème man je vois que bu ñu ko defee rek parce que ku nekk am nga mbokk mu nekk université ñi nekk ci université yi ëllëg ñooy yore ji réew mi te njàng réew mi ngi baaxee ci njàng mais université boo xam ne sa doom bu njëkk bu naa université yam da ngay jubilé di taaj sama doom da dem na université mais léegi sa doom buy dem université da ngay tiit kon système bi moo baaxul il faut ñu xoolaat système bi
alors Djibisa dinañ dellu si waat léegi si yow ngir wéyal waxtaane waaye comme ñu ngi ci éducation te ñu ngi am fii tamit ku fi teew door a waxtaanee ñaareelu finalu CLAP di championnat littérature de philosophie donc dañuy jaar ci moom léegi rek waxtaan ci événement boobu dellu si waat. Alors Moussa Sow, qui est le responsable de communication du Cercle francophone pour l'excellence et la solidarité. bi moom foog nga may ma ko ndëpp intellectuel pour la xanaa di doon dina bari ah yëngatu bi lan la gars yi am problème dafa am ay rab seen yaram seen xel yi lan la ñu war a génne ba mu nekk ndëpp intellectuel. nekk ndëpp intellectuel day rejoindre rek mooy li ñu fi doon waxtaane léegi dañoo toog ay étudiants lañ ñi teg cercle bi ñu toog bi ñu amee bac ñu dem université dañ naan daje souvent di waxtaan genre bon citation Kennedy ne demande pas bu laaj yow sa réew looy lan la waral yow lan nga war a intervenir pour sa réew ñëpp xam nañ ni Sénégal la feebar sànq étudiant bu mel ni yow bëriwul de kon waa prise de conscience lañ def damay ñëw lu tax ñu indi club bi xam nga dama def benn critique boo yemee ci critique bi rek mais dañ nekk ci action bi tamit pour indi lu tax sama critique sànq bi légitime ñu toog def janoo ñu ne depuis lycée ñun ñu ngi grève ñu ngi def étudiant ñu am lu ñu metti ñu grève on a un problème avec le système ñu toog ñu xam ne problème avec le système donc ñu ne il faut ñu apporter solution par les actions donc ci lañ toogee regroupé wu mettre en place le CLAP mooy le championnat de littérature d'art et de philosophie ñu ne ay étudiants lañ ni Sénégal dafa xeeb nawleem très souvent en fait sénégalais quoi ci cadre yu bëri nii bu ñuy travailler nekk collègue du yomb nga jox ma cër mais bu ñu commencé étudiants yi day metti pour ñu atteindre suñu objectif léegi dañuy wàcc ci lycée yi ci lañ demee ci lycée ñu ne dañuy regrouper comme ñi ñooy nekk ji étudiant dañu am sénégalais ñun bi ñu bëgg tabax ñun suñu vision c'est ça incivisme ci dëkk bi c'est notoire dafa metti daf ñu metti day metti suñu xol sénégalais bi lañ bëgg a tabax lañ bëgg a mool on s'est dit suñu système éducatif bi tamit dañu am problème contre le système mais gars yi dénoncé nañ bind nañ def nañ lu nekk mais taxul nguur ñi changé ko donc nañ leen imposer benn système loolu mooy indi ndëpp intellectuel bu ñu demee bañ ne cercle francophone pour l'excellence et la solidarité boo xamante ni mooy revaloriser la langue française deuxièmement développer la citoyenneté troisièmement aussi permettre aux jeunes de réveiller le génie qui est en eux quatrièmement nous sommes sous l'ère de la communication tout le monde parle mais est-ce que tout le monde sait comment parler tey tonton Sala da nga koy dégg mu wax da ngay kontaan en fait parce que xam na ni ñuy waxee voilà au préalable da ngay subir benn formation dans vos débats politiques surtout sur les plateaux télévisés da ngay gis dañuy waxante mais duñu waxtaan dañuy teesante di dingatante genre yooyu donc loolu yëpp lañ ramassé def ko CLAP donc CLAP c'est une compétition interscolaire boo xamante ni c'est les lycées de Dakar qu'on regroupe nous en sommes à notre 2e édition ren 16 lycées la woon au départ ñuy jongante di jongante ba final bi mu war a opposer Seydina Limamou Laye le lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye ak le lycée Seydina Issa Rouhou Laye des Parcelles Assainies donc man je fais des études en marketing com donc je me suis dit li may jàng tamit ça me permet ma def ko problème système beneen a ngi noonu boo duggee UCAD voilà cursus rek ngay am doo am pratique mais ñun voilà de l'autre côté dañuy alterner donc ça nous permet ñu mettre en pratique ñun li ñu jàng donc on s'est dit voilà dañuy revaloriser suñuy valeurs suñuy us suñuy coutume suñuy tradition làkk tubaab defula tubaab donc on s'est dit li ñu doon mën nañ ko doon parce que le français c'est juste un élément de langage c'est un outil en fait. Type d'activité ngeen di def et également j'imagine que critères yi dina sélectif parce que li nga wax léegi nii si li nga xamante ngeen promouvoir excellence. Oui, exactement donc pour résumer en bref le CLAP 4 manches la première manche mooy crème de la langue. Tout ce qui est grammaire, vocabulaire, conjugaison à expression philosophique lañ fay indi on pose des questions ñaari écoles yi ñooy jàngante ñu poser ay questions sur ça parce que c'est le b.a-ba du français tey suñu constitution c'est écrit français mooy suñu outil de travail étudiants yi dañuy am problème pour wax tubaab sàkkamtuma ak suñu rakk yi donc des fois nga tase kenn reportage mu ne la jël ma wolof te man yooyu boo ko defee man la kon bàyyi mu wër keneen c'est autre chose donc loolu mooy premier point bi deuxième manche mooy Sénégal en poche nous sommes sous l'ère de l'émergence dañu naan Sénégal émergent mais avant ngay émerger mbir foog nga xam ko voilà balaa nga xam mbir tamit day fekk nga bëgg ko donc dañuy revaloriser le Sénégal les jeunes aujourd'hui dañuy nekk tout le temps sur réseaux sociaux yi mais ils s'intéressent pas à l'actualité
dañuy poser des questions sur l'actualité. L'auteur de chez nous, sans que on a un problème avec le système éducatif. C'est bien de s'ouvrir, c'est bien de connaître l'autre, mais on ne nous apprend pas les gens de chez nous. Nos cinéastes, nos écrivains, des auteurs de chez nous, il faut les revaloriser. Troisièmement, on a parlé de cercle francophone, mais dañuy invité Royaume de Kocc. Faut vraiment après de gis tonton Sall pour finalement mu jox ñu dañuy indi waa ay proverbes parce que suñu maam yi noonu lañ daan yaree dañ lay cax ñu ne la waaw pour junj la mbir wala junj la wala ay proverbes wolof la ñuy indi. ñu laaj élèves yi de nous donner le sens. pour ñu xam ni comprendre nañ li làkku ci ginnaaw kàddu googu ñu ne ku lu ñuul rey sa maam ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw exactement ñu laaj leen ñu jox ñu le sens. Et troisième manche mooy débat bi ma doon expliquer sànq on donne un thème de la finale c'est le Sénégal est un modèle de démocratie. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas de dire oui ou non. C'est l'éloquence, la pertinence, la force des arguments. L'on l'a noté. Et en dernier lieu, moi, le théâtre, moi, jeu de rôle. Chaque école a 10 minutes de prestation sur scène, parce que le théâtre, c'est sur scène. À la télé, on voit du papa et d'homme, c'est pas du théâtre, ça. Donc, bienséance, vraisemblance, ressemblance. L'on nous djangal nous, l'on nous dit appliquer, c'est le génie artistique. Donc, j'imagine que dina encourager ce genre de cadre d'échange. Dama content di gis étudiant buy waxee nii parce que dafa am solo boo seetloo ci étudiant Dakar yi tey rek am na interview bu ma def di ko wax ñi ma doon interviewé ne leen man benn jafe-jafe rek laay am ak étudiant yi may naa leen ñu mën a ñaxtu parce que fii lu ñu fi ñaxtu gis ko fi yomb na trop mais méthode yi ñuy ñaxtoo laa am ak ñoom problème jóg baare avenue Cheikh Anta Diop jóg baare Corniche Ouest ñaari axe yoo xam ne boo ko tëjee tëj nga Dakar ay sénégalais yoo xam ne jote wu ñoo dara li ñuy ñaxtu du ñoom ñoo leen xañ bourse du ñoom ñooy kudd du ñoom ñooy rectorat nga baare leen xamoo li ñuy ay malade hôpital donc man dama am problème ak te loolu li koy indi mooy tàggatuñ leen ci wax ci xeexee xel xam nga xeexee yax dafa am ak xeexee fitna mais xeexee xel dafa am xeexee xel mooy li ngay wax nga maîtriser ko mën a convaincre surtout que rek Sénégal nga xam ne léegi bëri na ay kii loolu tax ñoom li ñuy def am solo et que étudiants yi fi ñu toll nii dafa am retard bu baree bari ci fànn yu bëri yéen journalistes yi xam ngeen ko parfois ngeen interroger ab étudiant mu am jafe-jafe tubaab fan yi la assisté naa benn thèse boo xam ne président jury bi école normale dafa ne bu ay étudiant di wax télé doomam bu ndaw bi da ko naan papa seen étudiant yi gis nga ni ñuy waxee tubaab papa yéen la mu accusé professeur yi am na ay figure historique yoo xam ne xamuñu leen man maay présider jury kaay débattre comme bi ngeen di def compétition faculté yëpp final bi dama ne nañu débattre ci Cheikh Anta Diop maa ngi ñoom Pape Faye ak ñooñu ñoo ci nekk mais étudiants yi dañ ma bind wax ma ne non bëgguñu débattre Cheikh Anta Diop xamuñu ci lu bari salle UCAD 2 mi ngi fees dell mais j'étais obligé jóg comme président jury wax leen ni di ngeen débattre ci Cheikh Anta Diop Cheikh Anta li mu fi def jaar-jaaram ñu tuddee ko université bi yéen mun leen débattre ci moom ci étudiants yi may jàngal également fan yële dama leen a laaj ne leen xam ngeen biri ma xuróoja Demba Xolle Fall mooy kan mais def naa ko ñaari classe xamuñu leen man leen mooy Kocc Barma c'est parce que ci système bi également am na problème parce que ku egsi ba enseignement supérieur xamoo loolu xamoo les vrais noms de nos figures c'est parce que du ñoom kese ñun am nañ ci responsabilité et bu ma ñun société bi yëpp moom moo tax may wax parce que politique éducative la dañu ñi dañuy wax ne étudiant année 70 yi étudiant année 80 niveau tubaab bi ñu amoon ak yooyu bokkul ak étudiants yi mais étudiants yooyu ak ñii ñëpp ay sénégalais lañ bu amee différence rek am na lu sooxe ci mbir mi ci yoon bi ci système bi nañ ko seet njàng bee sooxe loolu mooy tontu bi monsieur Diagne njàng bi moo sooxe mais may revenir ci li nga xamante ne moom la Moussa wax léegi xam nga c'est important li nga xamante ni bii ñu ngi koy teg parce que jàngal xale teel koo wax li baax ci moom dafay répercuté wu ci comportement am parce que des fois da ngay gis ñenn ñoo xamante ni bii man lu ma ne étudiant ko samay bañ génn ku ma koj da ngay gis ñenn ñoo xamante ni bii ni tey seen comportement ci mbedd mi mais c'est parce que seen éducation de base moom moo raté tey Moussa li nga xamante ni bii nii xalaat ngeen ko di ko def on vous encourage c'est une très très belle initiative honnêtement le fait de vouloir éduquer à bas âge et de montrer de très bons exemples loolu nous ne pouvons que vous féliciter honnêtement c'est une très 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 bonne initiative Abi ndax yow moom du ñàkk di nga dem sur le terrain di jàkkoonteeg étudiants yi lu muy wax nii di nga ci gis li muy wax nii am na à chaque fois yow wax nga ko léegi da ngay dugg biir UCAD nga jël sa micro tàllal ko étudiant mu ne la wolof kese laay wax
du ma wax français donc mel ni yow duggoo ci temple du savoir foofu nga xam ni wax na ko langue française nampuñu ko mais dañ ko utiliser pour di ko jàngee wala di ko utiliser pour di mën a communiquer entre professeur ak élève wala sax di ci véhiculer yenn yu nga xamante ne si ci biir éducation moom lañ lal mais tamit bu ñu jëlee comparaison ne élèves yu njëkk yi ku am niveau CM2 jamonoy année 60 mooy tey ku am niveau bac wala niveau maîtrise niveau CM2 laa la wax ndax dañuy gis suñu ay mag yu nga xam ni ay 93 lañ am seen CFE suñu waxee tubaab wala yow boo waxee tubaab sax ñoom dañuy rus dañ naan yéen foo leen jàngee alors que peut-être que dañuy joxoñ baaraamu tuuma élèves yeeg étudiants yi non ñi leen di jàngal auparavant ñi doon jàngale vocation lañ ko defoon dañ ko bëggoon seen xol di ko defee ak yéene mais léegi ku lajj rek soo am na ay xarit yoo xam ne bokk nañ di jàng tey ñu ngi ay professeur processus la woon xam nga loolu te yàggul dara dañu indi système mu dañu indi aile de dinde am na lu ñu tuddee woon aile de dinde ci année 90 yi temps yooyu benn produit bu tuddoon aile de dinde moo fi amoon ñu am ay enseignants yu ñu jël ñu dem ba ci yàgg ñu indi volontariat dem ba ci yàgg indi vacataire dem ba ci yàgg indi quota sécuritaire ci parti politique yi yooyu yëpp boo ko boolee mooy résultat bi ñu am na waaw ma ci dolli ni rek xam nga maa ngi wax bu njëkkoon professeurs yi dañ koy def ak yéene mais tey même suñu métier bi journalisme soo demee ba cartouché ba doy rek da nga naan naa daw defi journalisme wala naa daw jàngale dem def sa benn concours bu ndaw wala sa benn formation bu ndaw ñëw taxaw di jàngale te loo deful ak yéene loo deful ak bëgg-bëgg mënoo cee am résultat bi nga xamante ne si moo taxoon te itamit ñu baal ma ci kàddu bi ku yaruwul mënoo yare ñi ñuy jox élèves yi ci primaire bi nañ koy xool ndax sama comportement laay dugal ci yow kon war naa xam bu baax man maay kan balaa ñu may jox doomu jàmbur Ndeye Arame 14 millions de problèmes waxtaane woon nga fi wàllu éducation donc yow it soo gisee initiative yu mel nii ban yëg-yëg nga si am dañ koy rafetlu parce que déjà di delloowaat suñu ay valeurs di ci waxtaanee wala jël ko def ko benn genre compétition loolu du ñu def lu dul di ko saluer di leen wax bonne continuation mais li ñuy wax ni Aram dafa nekk loo xam ne problème bi dafa gën a yaatu parce que bu ñu nee xale ca ba muy ndaw ca ngay inculquer yenn valeurs yi ci moom mais tamit tey bu dee éducation bi li nga xam ne mooy autorités yi dañ ciy am wàll parce que bu fekkee déjà ay concours yoo xam ne ñii di jàngale ñoo ko war a def ci concours yooyu muy am ay fraude kon loolu dafay graaw parce que bu fekkee ñi nga xam ne da nga leen war a jël ñi admis tey mën a jàngal ay ndongo foofu déjà mu commencé am problème wala ñi nga xam ne dañ ciy dugg fakkastalu moo tax ñu dugg si amuñu lu ñuy def bëgg nañ am xaalis ñu dugg si kon c'est normal que ñooñu bu ñu demee tey di jàngale ñu ñuy jàngal mënuñu leen jox lu baax wala nga gis prof bu taxaw ci classe di jàngale di làkk olof da ngay gis ay ñoo xam boo waxee nit nag mu sakk baal ma ci kàddu gi di nga wax lu mu dégg xanaa waaw mais tey ji bu fekkee tey kooku da nga koy jàngal di ko wax olof bien vrai que olof fii war nañ ko làkk dañu war nañ jël programme boobu sax dugal ko ci li nga xam ne mooy biir introduction des langues nationales voilà mais français bi tamit dañ leen ko war a jàng mais boo taxawee tey yow ci classe bi di jàngal xale bi olof xale bi bu demee ba tàmm loolu ba tàmm c'est normal que muy jàng di continuer bu demee université mënatul dégg français bu baax day làkk olof mais tamit parents yi peut-être nañ leen jàppale ñoom tamit di làkk ak ñoom français xëy na dina mën a tane Djibil étudiant xanaa di nga jël Moussa ci seen campus man damay bañ a wax rek waaw non Moussa moom dinañ ko jël incha allah seen campus comme que gis nga boo xoolee ni muy waxee xam nga tamit comme ni mu wax sànq dafa wax lu am solo mooy làkk tubaab taxul nga nekk tubaab taxul nga nekk tubaab nañuy bàyyi yaakaar ne kuy wax français rek dañ lay jàppee comme tubaab loolu moo tax booy dañuy am complexe di wax yaa ngi koy wax léegi université da ngay dem di tàllal nit micro mais du bëgg a wax français ndax mu ngi xalaat bu waxee yax ba muy dammu et tout mais loolu lépp xam naa ne di ngeen wax damay jëlati défense u étudiants ak élèves yi mais nous avons ici au Sénégal une école au Sénégal mais pas une école sénégalaise quoi comme sànq monsieur Diagne programme yeeg kii yeeg li ñu nekk ci biir lépp dara du ci Sénégal te loolu lañ ñu war a moo ñaalee ndax jàng dafa am loo xamante ne nii ay parti la ndongo biy jàng way juram ka koy jàngal ak gouvernement bi ci moom lay démarrer parce que yéen a ngi koy wax vacataires yeeg nangam chaque année c'est le même scénario qui se répète dañuy commencer par des grèves terminer par des perturbations au finish yu ne dañuy sauver le système alors dañuy sauver école te système bi la ñu war a sauver dañu war a toog comme dëpp bi muy wax nii toog waxtaan ci ay base yu leer waxante dëgg di teg ay engagement di ko respecter ñi nga xamante ne nii ñooy jàng def li leen war aussi
parce que tamit mënoo balaa nga naan naam da nga fay nekk. am na à chaque fois lu ñuy faral di wax mooy lan Sénégal njàng mi dañ ko joxul daal gëdd. te njàng mi dafa nekk loo xamante ne nii lu am solo la du li ma ci nekk moo tax may plaidel sama bopp du dara. mais njàng ak santé dañ ko war a gën a joxaat gëdd gi mu moom su ko defee réew mi mën a dox. bu ñuy wax ci télé yi ñu bañ di rus suñu ndongo yi tamit bu ñu demee ci compétition yi ñu bañ di rus. mais tamit di loolu day tax may féliciter ki nga xamante ne ni moom moo jël champion d'Afrique ci wàllu slam. moom tamit mbokku Moussa la Daabo way il s'exprime bien ay jeunes yooyu la ñu soxla. jeunes yu wax français wolof ci nu mu gën a baaxee. ñu ñëw ci Père Sala mu tëjee rek ak Moussa ndax Moussa wax na fi léegi ay proverbe ak yeneen yoo xam ne soxla nañ ñi kuñ ci delluwaat ndax des fois ma wax ko sama papa mu may ree ma ne ko damay toog ci plateau TMTC ñu wax dara benn kàddu may xalaat sama biir lan la bëgg a wax foofu te xam naa bu ma ko laajee ci plateau bi dinaa am gàcce mais loolu noonu nekk na loo xam ne dañ koy dund ndax yenn mots yi ñun bu naree metti sax ñu wax ko en français continuer dégguñu wolof bu baax dégguñu tubaab bu baax xam nga li ko waral mooy li naan kuy jooy mënut a nax kuy jooy foofu laay njëkki ki ñu war a jàngal bu faree di jàngale ndax ka muy jàngal dina xam dara parce que mbir mi bañ koy teg ci yoon olof même yéen journalistes yi ngeen baal ma dëgg la da ngeen naan ñu dem tuuti dellu siwaat ci xibaaru kàllaamay Kocc xibaar arab la dëgg la kàllaama arab la Kocc nit la mu dem ba Khourédia Fall mi doon wax Kocc moomul olof ñu dellu si léegi ci xibaaru kàllaamay Kocc yéen loolu ngeen di wax ñu ci ëpp loolu la ñuy wax. wala xibaaru nasaraani wala xibaar ci boppam xibaar mooy baatu arab da ngeen naan ñoo ngi dellu si waat léegi ci wàllu wolof bi wala ngeen ci tënkum wolof jeex na moo gën a yomb ñoo ngi dellu si waat léegi ci tënkum wolof yi. mais ñoo ngi dellu si waat ci xabaaru kàllaamay Kocc loolu maanaam mooy li ngay wax ni ñun Sénégal dañuy jaxase olof ak français ak kii dama naan jooni sama doom danaan jooni booy suba nañ dem gàlle Père Sala bii gi suba arab la suba gàlle tukulóor la père français la amul olof ci biir parce que yooyu il faut ñu tàggat ci sunu doom yi non c'est vrai amul ci benn baat buy olof suba c'est vrai ah suba baatu arab la suba a subhi nga di salaatu subhi nga di maa ngi julli fajar suba arab la booy anglais la gàlle tukulóor moo naan gàlle père français la saala bii gi rek mu jox suñu tur bi voilà donc yooyu il faut ñu tàggat ci xale yi parce que yéen li tax ngeen am problème boobu mooy Sénégal dañuy bàyyi yu bari muy jàll yooyu nag di jàll noonu mooy dem ba dafay dugal sax askan wi ci benn goutte boobu nu ñu dugg pour ñu lijjanti ñu du yomb mooy système bi rek système bi moo baaxul système bi foo jàll ci kër gi nag lay tàmbale sa doom da ngay jiitu ci moom laata ñu lay jiitu ci moom sa doom boo dee ñëwee ci kër gi man dama dem France boo demee kii fii Mantes-la-Jolie xale tukulóor bu fa juddoo tukulóor lay gën a dégg tubaab man loolu dama ci naw alpulaar yi seen doom da nga koy jàngal seen làkk séeréer aussi la même chose mais nag olof comme làkk la boo xam ne ñëpp a ko bokk mais du tere war ngaa tàggat sa doom ba nga xam ne ëllëg fu mu dem kenn du ko mën a yëbb xam nga yëbb mooy lan xamoo lu yëbb de boo jëlee benn palmaan bu ñuul boo ko dugalee ci ay yére yu weex da koy yëbb day changer couleur bi loolooy yëbb moo tax newoon naa la waa ji bi mu jëlee bassin bu weex ñaw ko 3 pièces sol ko 2 ans cuub ko def ko bleu cuubaat ko def ko bleu foncé cuubaat ko def ko marron ca déwén si mu def ko palmaan ci déwén sax xamul lu mu koy mu lem ba mu jekk yi saala bi nga saala kaay ma maylu saala bi nga problème couleur la am parce que mënatu ko c'est ça dajale na couleur yëpp palmaan fa la couleur yëpp voilà comme Mansour Sall yooyu lay def Sénégal nag dañoo toll foo xam ne système bi il faut ñu defaraat ko bu ñu waree wax olof ñu wax olof bu ñu waree wax tubaab ñu wax tubaab xale yi jàng tubaab mënu ma comprendre ne étudiant bu dem ba université interviewé la nga naan noo jël ma olof parce que am nga complexe bi wala xalaat nga di boo demee yax te Sénégal aussi ñun rek ñoo am esprit boobu ñun rek ñoo am esprit ku damm yax ci français rek ñu ne pourquoi boo demee yax ci olof doo ko yaa ngi ni di wax xibaaru marax yi te pourtant amoo ci kii mais tey ji boo noonu édition du soir boo ci juumoon rek ñu ne gis ngeen journaliste ba la mu wax Sénégal ñun ñoo am problème système bi moo baaxul li ñuy corriger amul solo ñu jël nit ki ni mu war a demee rek mu demee noonu
ki mën a corriger dëgg sax mooy lan aram bu defee faute du ma ko def nga faute dama ciy jaar li ma ci war a jaar rek aram doon nante jël. waaw. loolu mooy corriger bi gën. jàng bi si école yi am na solo it mais foog élèves yi di lire. parce que lire tamit dalay dolli. boo bëggee yem si classe ba rek du doy. Moussa tey championnat bi nii final bi kañ ngeen ko nar a def ak li nga fi dégg lépp ndax dina doon it ay éléments yoo xamante ne di nga ko si dolliwaat par rapport ak événement bii di ñëw. C'est ça lii daf ñuy réconforter. bu ñu demee ba am fitu cercle francophone ñu jël suñu final naan ndëpp intellectuel ndëpp xam nañ lépp lu mu doon ci ñun laayeen yi xam nga parce que c'est Seydina Limamou Laye ak Seydina Issa Rouhou Laye voilà donc aspect laayeen bi ñu génnee ndëpp bi ndëpp xam nañ ni ku am rab wala ku feebar lañ koy dañu war a xiif dañu war a mar xam-xam léegi moo tax ñuy woon nit ñi Sorano pour ndëpp ba léegi ñi xiif ak ñi mar xam-xam dañu ñëw bu ñu ñëwee ils seront rassasiés voilà bu ñu génnee nag c'est ce samedi 17 novembre dans la matinée à partir de 9h et autre chose mooy problème bi wax juum genre complexe la gis nga Kocc Barma dafa wax lu am solo 17e siècle mu ne xel bu doon jaay dina lamb au même moment Descartes Kocc Barma ñëpp xam nañu musul dégg tubaab xamul luy français mais au même moment Descartes qu'on valorise c'est bien que voilà savant la il dit la conscience est la chose du monde la mieux partagée ñoom ñaar li ñuy wax benn la Kocc Barma xamul sax kuy Descartes xamul sax kuy Kocc Barma mais aujourd'hui c'est Descartes qu'on privilégie maintenant complexe boobu ñun on sera pas là à dire on se dégage ñëwul ki dañu am stratégie gis nga ni mu la tontoo ci pourquoi on a amené le projet gis nga finalité projet yi inciter à la lecture inciter aux élèves vers le savoir développer le génie essayer de réformer le système à notre manière maintenant loolu la ñuy convoquer nous sommes des étudiants mais dañuy lancer wu ci entrepreneuriat c'est un projet qu'on a déroulé maintenant nag mais dañ ci wéet nag loolu nag il faut ñu wax ko le projet nous sommes des gens de la banlieue des jeunes ériger projet bi mettre ko en place gis nga le projet il est original c'est ça en fait moo tax ma ni dañ ci wéet il est original normalement déjà bon am nañ appui au ministère de l'éducation légaliser nañ projet bi moo tax ñu am accès on les félicite mais Sénégal dañu war a jël projet bi labelliser ko parce que orientation bi vision boobu lañ ci amoon ñu ne lii de Sénégal lañ ko créé ñu génn Afrique de l'Ouest ñu propager ko fa adapté ko par rapport ak réalité pays ñu génn Europe parce que aujourd'hui da ngay gis The Voice American Got Talent ñu koy recopier pourquoi ñun mënuñ créer loo xamante ni dañ koy yóbbu mais bon si on ne nous soutient pas parce que le projet demande des choses exactement voilà pour mu am yenn impact yi il faut ñu soutenir ñu donc c'est Seydina Limamou Laye Seydina Issa Rouhou Laye ne ratez pas bon j'en profite pour ñu nekk ci plateau bi yëpp man ma inviter franchement on serait très honoré ak suñu équipe bi voilà de gis des gens qui répondent à l'invitation il y aura beaucoup d'autorités qui ont donné leur mot pour dire que dinañ ñëw voilà des hommes de culture genre yooyu noonu ñëpp donc on espère bien dinañ ñëw voilà pour ndëpp bi daal merci Moussa Sow qui est le responsable de communication du cercle francophone pour l'excellence et la solidarité ñu ciy profité rek di ko encourager di ko jàppale pour aussi événement bi am dayo bi nga xamante moom nga si xaar léegi dañuy jublu ci li nga xamante ne nii mooy wàllu tàggat yaram yaakaar naa noonu lañ koy waxee per sala tàggat yaram ñu ànd ceeg Mbaye Sène. L'actualité sportive avec l'administrateur de Sport Inter. Mbaye, nous allons commencer par une info de taille qui t'est parvenue il y a un moment. Effectivement, c'est la signature de Santiago Solari. On l'a prolongé d'ailleurs, il était un entraîneur intérimaire du Real de Madrid. Après, ki nga xamanteni bi ni mom moy Julián Lopetegui biñ ko jëlé fofu nga xamanteni mom moy bop Real de Madrid un moment. Dafa nekkon ci li nga xamanteni mom moy centre de formation bi ñu yégal ko ancien joueur du Real de Madrid, frère de Esteban Solari, un ancien joueur tamit professionnel, Santiago Solari. Il a signé pour un contrat de 3 ans, madame 2018 bi ba 2021 mun nañ japp sax 2 ans parce que 2018 mu ngi jeex di wax ni après nak des matchs yi nga xamanteni bi yore na Real de Madrid des victoires éclatantes 4-0 3-0 il a su remettre le Real de Madrid ci kaw yoon bi nga xamanteni mom la Florentino Pérez bëgg c'est très bien pour l'esprit et la tranquillité du club de la Casablanca. Alors, en basketball, quelle est l'affiche aujourd'hui, cette nuit? Les affiches de cette nuit en NBA, à 0h30, Boston, Chicago, Brooklyn, Miami, Dallas, Utah Jazz, Lakers face à Portland, Milwaukee, Memphis, Minnesota, New Orleans, Oklahoma City, New York, Orlando, Philadelphie,
Phoenix San Antonio Spurs, Toronto Detroit et pour terminer Washington face à Cleveland. En tennis, Master de Londres, Federer se relance. Heureusement, battu hier par Nishikori. Il a battu ce matin, je dirais même, hier soir, Dominique Thiem. Federer a eu de la chance en phase de poule, c'est le tournoi de Londres, mais l'autre satisfaction, certes, il avait perdu Master 1000, Karok Chapari-Bercy, je parle du Serbe Novak Djokovic, mais il s'est imposé tout à l'heure face à Zverev en 2-7, 6-3, 6-2. Ça prouve encore une fois que Novak Djokovic reste et demeure le numéro 1 mondial. Incontournable. Alors, lutte les assises en question. C'est vrai que les assises en question, c'est les anciens, le collectif des anciens lutteurs, beaucoup de les lutteurs en activité, de nous beaucoup de ñu càmbaraat CNG bi ñu ci bëri bëgg xamanteni bi waaw moy Alioune Sarr jóge fi Alioune Sarr jóge dem jóge fi kenn ci ñoom représenté ko parce que nenañ ben yi wax nenañ taxi ñen di def dafa metti ñen di dag dafa metti accompagnement dafa metti ñoom daal kaas nañu kaas yi nga xamanteni bi ni yaakaar nañ ni loolu su fi Alioune Sarr jóge wala CNG sax ci boppam laay mëna wax dinañ ko saafara léegi nag y a 2 semaines de cela defoon nañ li nga xamante mooy les assises de la lutte fële ca arène nationale ba ñu ngi xaar nag il paraît même que le ministre des sports da war a def conférence de presse suba ou gannaaw suba dans les 48 heures pour revenir ci loolu mais d'après information yi nga xamante ni bi am nañ ko le CNG dañ koy jël parce que def une fédération de lutte nekkaguñ ci disposition yooyu ndaxte fédération lu mu ënk dafa bëri lu mu nga xamante ne bii ni moom la ëmp dafa bëri yaakaar naa ni CNG la ñuy dem mais quand même dina nekk CNG bu élargi parce que dinañ ci boole d'après cette information yi nga xamante ne fooy nañ ko ci yooyu béy dañ ci boole quelques lutteurs nañ ci boole yi nga xamante ne moom mooy amateurs yi boole aussi ñi nga xamante ne mooy promoteur parce que nag ay nit suñu bokkee lenn baax na ku ci nekk joxe ci sa xalaat donte xalaat bi nga xamante ne moom mooy mujj président CNG moo koy jël. Alors en football éliminatoire CAN 2019 Diao Baldé Keita sera absent. Diao Baldé Keita sera absent loolu je pense que ni la fédération sénégalaise de football ñoom la ñuy indexé parce que problème de mail moom moo tax ki nga xamante ne mooy Diao Baldé Keita du rejoindre fa li nga xamante ne mooy Guinée équatoriale pour le compte de cette 5e journée des éliminatoires Coupe d'Afrique 2019 fële ca Cameroun. Diao Baldé Keita mail bi moo mujjee ñëw la direction de l'Inter de Milan ils ont dit que ni ils ont jugé que ni ñoom jotuñu mail bi alors que entre temps ils ont changé li nga xamante ne mooy seen boîte mail kon alors fédération mënoon na cee topp mais d'après le vice-président de la fédération bi nga xamante ne moom mooy Ablaye Sow nee na jar ko on va laisser mais une prochaine fois di leen jël yeneen mesure mais loolu nag su fekkoonte ne match bu important la Sénégal qualifié ku ci mel ni Diao Baldé Keita joueur boo xamante ne bii soxla nañ ko. Alors quel est le programme de la 3e journée en Ligue 1? En Ligue 1 di wax ni li nga xamante ni moom mooy le programme dañ ci ñëw léegi nii xanaa Teungueth FC le choc ça sera demain fi nga xamante ni bii nii moom mooy stade bu Teungueth ba Teungueth FC dina ci daje ki nga xamante ni bii nii moom mooy le Jaraaf de Dakar le Jaraaf de Dakar Casa Sport di daje ak ki nga xamante ni bii nii moom mooy Casa Sport di daje ki nga xamante ne mooy Pikine fële ci stade Alassane Djigo loolu mooy ñaari journée yi ñaari match yi nga xamante ni dinañ ko seetlu donte ku ci mel ni Dakar Sacré-Cœur moom itam dina déplacement am mais liñ ci mën a xam lu bëree bëri moom mooy Teungueth FC ak ki nga xamante ne moom mooy Génération Foot ñoom ñooy jiitu fi ñu toll nii ci championnat bi Jaraaf nag war na mën a def résultat ndaxte amagul benn yoon victoire premier match nul la def deuxième match am ki nga xamante ne moom mooy AS Pikine dóor ko keroog 2-1 yoon la Jaraaf wane boppam ndaxte nag moom mooy le champion sortant. Très bien, Mbaye Sène, qui est l'administrateur de Sport Inter, le développement de ces actualités-là, vous pourrez retrouver sur www.sportinter.tv. Maanaam mooy boobu gis nga de. dañuy observer benn page publicitaire léegi dellu soit ci plateau. DTV samp na équipe am ci dëkk bu sell bi di Tiwaawoon ngir dundaloo leen gàmmu 2018 ci anam yu mucc ayib ñu fas yéene amal ay direct ay plateau ay reportage ak ay documentaire ci dundu ak œuvre Seydi El Hadji Malick Sy dina dalal ay spécialiste journaliste ak ay nitu diine ngir waxtaane ko ci fàttaliku DTV mooy télévision bu njëkk jàlle direct bourdu bi njëlbeen bi ba ci njeextal bi édition bu ren bi duñu bàyyi sunu mani di ngeen mën a seetaan burtu bi saa yu 20h45 jotee spectacle son et lumière fii la ci DTV guddi gàmmu gi ak direct champ de course ci ëllëg sa moo xam ngay annonceur jokkool ak sunu service commercial di 76 644 50 50 wala 76 644 50 58 ak seen télévision DTV gàmmu jàmm te mucc ay
waajtaayu gàmmu atum 2018 njabootu sëñ Haj Malick Sy ñoo leen di woo mbokk yi ci ay xew-xew yu am solo jëm ci ay burdu yu ñu namm amal ci ay gox yu fasantikoo ci réew mi ci ndégalu xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour ak ci taxawaayu waa COSCAS di kuréel gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu organisation gàmmu Tiwaawoon atum 2018 ñoo leen di woo mbokk yi ci burdu yi nga xamante ni bu dee yaa ngi Ndakaaru ñu ngi koy amal le 10 novembre ci place de l'Obélisque Colobane bu dee yaa ngi Mbour ñi ngi koy amal le 11 novembre stade Caroline Faye bu dee yaa ngi Ziguinchor ñi ngi koy amal le 12 novembre place Aline Sitoé Diatta Louga it naka noonu ñu koy amal le 12 novembre kër Soxna Astou Sy Mbacké le 13 novembre la ñu ko fay amal si Juma Tidiane Saint-Louisville ñu ko fay amal le 14 novembre si Tableau Tivaouane Thiès-Ville ñu koy amal le 15 novembre place de France Kaneen naka noonu le 15 novembre si Juma Kaneen di ay xew-xew jëm ci wàccaayu li nga xamante ni mooy gàmmu atum 2018 kon mbokku jullit yi rawatina mbokku taalibe yi ñi ngi leen di woo ci xew-xew yi le te it di leen ñaanal gàmmu jàmm asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. Merci de nous rejoindre sur Toi-même tu sais ni ñu ko doon waxee sànq rek am nañu it équipe bu nekk ca Tivaouane di taaxirlu président Macky Sall ndax dana fa yegsi ñu indi ab waxtaan boo xamante ne nar na ko def suñu ndaw nga fa ak ñeneen ñu fa nekk guddi it di ngeen mën a suivre bourde bi en direct te loolu léegi lay doon incha allahu rabbi waaye comme nañ ko dooree sànq Actubuzz information numéro 2 bi dañuy ñëw ci moom muy renvoi du procès de Barthélémy Diaz en 2019 une info de Yérim Post. Tout à fait Ndeye Arame Touré maire Mermoz Sacré-Cœur moom jeexagul digganteem ak justice ndax nag procès en appel bi amoon ci digganteem li nga xam ni moo di meurtre bu Ndiaga Diouf jeune bi nga xam ni dafa ñàkkoon bakkanam ci benn attaque bu amoon foofee ca mairie bu Mermoz tey nag dañ ko dàkk ba 16 janvier 2019 Barthélémy Diaz ak ñi mu àndal ñu waroon comparaître tey ci suba waaye nag ñoom ñëwuñu woon ndax bu ñu sukkandiku ci ku leen di layol di maître Mbaye Sène nee na rek jotuñu li nga xamante ne si moo di citation bi tax ñu waroon a ñëw comparaître Diaz nag li ñu koy toppee mooy association de malfaiteurs participation à un rassemblement illicite ñu boole ci ay action yu nga xamante ne si dafa amoon ay violence Ndeye Arame Touré. Maître Mbaye Sène wala da nga am beneen casquette bu ñu xamul. du yow non aw ma casquette avocat nag loolu moom du man aw ma casquette avocat. alors affaire Ndiaga Diouf ba léegi ñu ngi ci procès en appel bi ba léegi sotteegul te janvier 2019 lañ ko yóbbu. dina jege loolu élection yi. non c'est juste une façon rek wax ko ne ko soo yëngatoo rek ñu yëngal. xam nga gis nga su fekkante ne tey Bart dégg nga ko bërki démb maa ngi koy déglu mu dem fa li nga xamante ne mooy Géejawaay di wax par rapport ak li nga xamante ni bii moom mooy élection présidentielle 2019 ak la sortie du président de la République par rapport ak amnistie bi ñu dina ko def Karim Wade ak Khalifa Sall dafa wax foofu ne Khalifa soxlawul li nga xamante ne mooy amnistie mais balaa nga naam ne fa Bart moom ci boppam dañ ko tënk ci loo xamante ne bi dañ ko tegal loo xamante ni écran ne ko soo yëngatoo rek ñu yëngal soo yëngatoo rek ñu lëngal c'est une façon teg ko yat bi ci kaw bopp bi pour mu yem pour mu bañ a def yenn affaires yi man dama jàpp ni Barthélemy bañ koy liñ koy toppee nii ñii nekk fii tey ci nguur gi ñoom ñoo ko dugal seen liste élection législative fal ko député ba mu génnee Bart def na ci sorti Barta wax man waxuma nee na Macky Sall daf ko toppoon président Macky Sall ne ko ni dinañ la génne parce que dañ la tooñ waaye mel ne ki ko doon wax ne ko dañ la tooñ léegi nekk ca kaw wëlbati ko ne nañ ko jéem a topp xam nga am na leen lu muy nirool c'est une façon rek de lui faire peur teg benn affaire ne ko bés booy yëngatoo ñu dugal la yóbbu ko ba janvier te février di élection présidentielle yi les gens ont compris c'est une appel boo xamante ne bi la mën nañ yeggaat ba février yóbbuwaat ko début janvier yóbbuwaat ko début février loolu yëpp pour tenir ko la à carreau par rapport à l'élection présidentielle bi nga xamante ne mu ngi ñëw en 2019 monsieur Khalifa Diagne waaw man loger bi li ma ci gêné rek mooy xam nga histoire boobu mi ngi amoon ci 2011 boobu dafa gudd sax élection 2012 ci diggante bi juróom-ñaari atu mandat Macky Sall presque jeex na président Macky Sall ñu nekk ci ba léegi du sax pour Barthélémy Diaz mais pour askanu Sénégal yëpp ku ci nekk da ngay xool sa bopp bu amee procès bu mel noonu waroon na jeex pour man bu yàgg daal waroon na jeex bu yàgg loolu moom li ma ci gêné Djibi
waaw comme ni mu ko waxee loolu occasion la peut-être ñu lancer appel à ce que ñi nga xamante ne ni ñoom la ñuy denc ca rëbës. ñu leen di génne seeni dossier di ko saytu di ko xoolaat. mais dafa mel ni dossier politique yi rek ngay gis en exergue yeneen yi moom dañ leen di fàtte. c'est ce qui est anormal loolu moo jaaxal ñëpp ba pare tamit mu doon loo xamante ni dañ koy ñaawlu am na yenn yoo xamante ni ñun farunu fenn du ci opposition du ci pouvoir mais tamit yenn yi boo koy analyser day dem ba day xaw a nduru ay fayantoo parce que sànq Mbaye wax na ko ca jamono jooju gisoon nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci nguur gi daan taxaw naan Barth dañ ko war a bàyyi Barth reyul nit. dañ ko nanoon rey mu rey ki ko waroon rey. ba tey jii ñu ñëwaat taxaw naan non dañ Barth moo rey Ndiaga te fi mu ko teg du yoon loolu lañ war a bàyyi nañu xoolaat. anam bi nga xamante ne nii. waaw la ñuy àttee doomi aadama yi duñ ne nag aram lañu tuumaal wala aram du ma dugal si dossier yi doo jël beneen exemple. xaritu président Macky Sall moo tax muy bañ président Macky Sall comme ça la bii mais nag tooguma tamit pour attaquer kenn mais lenn rek la ñuy wax ña nga xamante ne ni ñooy néew di doole yee ñu jàpp ca fa nga xamante ne ni moom mooy rëbës wala keneen ku mu mënti doon ñu jàpp la ci loo xamante ne ni xëy na du sa coobare ndax foofu jombul kenn mais ñuy génne dossiers yi tegaat ko ci table bi di leen juger à temps bu dee nit ki dañoo jàpp ne yoon dafa wax ne dangaa def dara ñu denc la jéem la nag tàggat foofu pour boo génnee nga bañ a nekkaat ca la nga nekkoon bu dee nag defoo dara itam ñu teel laa jugé bàyyi la nga dem ci say mbokk continuer say activité man daal loolu laa ci xam. beneen problème encore. dul jeex Sénégal parce que moom dafa am chance sax mu nekk en liberté depuis boobu ba tey. mais provisoire. liberté provisoire voilà mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci prison yi. peut-être longue détention yi chaque jour ñu dégg ex détenu bu génne di kaasal loolu ay moromam. parce que dañu war a xoolaat justice bi ay nit yoo xam ne ña nga leen denc ay année xëy xool sa dossier ne la ah yow de kat defoo dara dañoo juumoon génnee la nga demee nii rek. wala ñu tëj la peine boo xam ne sax tëdd nga ko ba pare. ci détention fay ñu la ndàmpaay yàq sa vie parce que loolu mënatoo ko rattraper insertion réinsertion bi ngay amaat si bi société bi sax dafay doon problème kon il est temps ñu xoolaat justice xoolaat dossier yi comme ni ko Jibi waxee ku nekk la nga def ñu àttee la ci loolu bu fekkee defoo nag ñu génnee la ca ba ngay teel moo gën ñu bàyyi la ngay perte ay année ci noonu. Moussa dossier Barth bi da nga gis comme li Mbaye Sène wax c'est une épée de Damoclès bu ñu tiimale si bopp bi di xaar rek mu yëngu ñu noppiloo ko. bon ñu noppiloo ko mais dans les deux sens dañ ko xoolee ci ñaari sens yi. c'est vrai que dañu war a bàyyi justice bi def yoonam mais dans les deux sens moom tamit bon il est en train d'exploiter des atouts yoo xamante ni posture actuelle am bi mu ngi koy permettre de l'autre côté aussi c'est des adversaires ils se permettent aussi par moment comme ni mu ko waxee épée de Damoclès c'est de bonne guerre. il sort le coup et puis gars yi tranché. Donc c'est dans les deux sens. Donc lenn rek laay wax sénégalais yi qu'ils se laissent plus berner manipuler genre yooyu noonu xam nga dañ bàyyi mu jàll parce que comme il l'a dit tout à l'heure depuis 2011 procès bi war nañ ko bâcler voilà ñëlay xam njaboot ba la ñu ngi souffrir di daw ci ginnaaw ñu xam quoi ñu statuer après ñu jàll ci leneen mais c'est un sujet oublions pas très sensible parce qu'il y a eu mort voilà. Affaire Ndiaga Diouf Père Sala ni ñu ko doon waxee sànq mais Barth dafa mel ni moom day génn ci problème bi duggaat ci beneen suñu fàttalikoo lu yàggul dara mbirum outrage à magistrat li ñu ko fi waxoon appel à attroupement et ñu pare dossier boobu yëkkatiwaat Ndiaga Diouf tegaat ci kawam donc dafay mel ni ba tey li Mbaye doon wax y a beaucoup de choses yoo xam ne ñu ngi dal ci kawam mel na ni dañ ko def rek pour échéance yi ñu jëm. waaw xam nga yenn yi aussi dafay am lu muy nuru daal. mais nag li may wax Barthélémy mooy nit ki kuy tëru kuy teggee ci aay rek bon kuy tëru kuy teggee ci aay comme gars yi ñoom dañ koy tëru moom na leen teggi rek ndaxte moytu du ragal ku ne xam ne li muy wax lu ci ëpp dëgg la mais Sénégal boo fi waxee dëgg dañ naan kii waxul dëgg xamewuñu doole ak dëgg mais yàlla mi nga xam ne moom moo am dëgg parce que bakkan bu nu faat nii ci li am solo mooy mbir yi nan koy juger à temps parce que am na tey ay innocents yu nekk ci biir kaso prison yi tey wallahi lazim xamuñu sax lu leen fa dugal natt mooy ñëw dal seen kaw rek ramasse nañu xale rek dugal ko ci biir prison bi amul li taxaw ba tey mi ngi ci prison plus de 2 ans 3 ans mi ngi ci kaso yi te loolu bari na fi léegi nag moom am na chance boo xam ne génn na ñu ngi koy toppaat ci lii ñële aussi seen mbokk moo loru loo ci wax dafa xaw a sensible nañ bàyyi rek yoon atte li mu war a atte ki am dëgg ñu jox ko dëgg ki amul dëgg ñu ne ko nekkoo ci dëgg mais man daal li may ñaan mooy Sénégal daal ñëpp nañu xam ni ñoo bokk réew mi ku ci nekk li mu war a kaas na ko kaas na mu ko war a kaase ki nga xam ne tamit moom la ñu war a waxal muy état tamit na xool li mu war a def mu def ko mais jàpp ay nit am kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu warul am ci réew Sénégal ñëpp yem même pied d'égalité
Au-delà de ça tey ci suba sax dégg nañ encore beneen dossier boo xamante ne nii les droits de l'homme ñu ngi koy wax mu di coowal Cantakun yi boobu tamit ñi ñu teg loxo dinaan dañuy def enquête boobu ba léegi yàgg na te kenn waxagul ci ñoom dara boobu tamit ay bakkan ñoo ci faatu te xam nga mais dafa am lu ma jaaxal Sénégal da ngay sàcc kudd ñu jël la tëj la ci kaso bi nit sàcc ay milliards avocat yi ñëw njëkkante ko layal ko mu set raxas ko ba mu set mais c'est ça mon problème loolu mooy sama problème ci Sénégal léegi dafa mel ni man beneen Sénégal laa nekk boo xam ne dëgg daal moo amatul Cantakun yële ñooñu ay bakkan ñoo ci faatu tey dossier boobu ba tey moom it fan la mujj ba tey ñii ngi jógaat les droits de l'homme ñi ngi wax man ànd na ak ñoom ci li ñu waxaan parce que sénégalais bu nu faat nañu xam ne sénégalais la benn sénégalais bu wàññeeku la ci réew mi kon nañu xam ni fii ñëpp a yem même pied d'égalité amul ma sàmba amul ma demba amul kumba am ndey ak kumba amul ndey justice na def liggéeyam dossiers yi lu mu bari mun nañ ko jaarale ci yoon mu gaaw ki war a tëdd ki ñu war a génne ñu génne ko man daal li ma mënul concevoir mooy innocent yi fees ci biir kaso yi moom vraiment maa ngi koy metti lu lool Abi ñu jeexale ak yow. waaw pour tëj rek Ndeye Aram dañuy fàttali li doy waar ci procès Barthélémy Dias bi mooy procès bi dañ ko àtte woon ba verdict daal di tombé muy 2 ans mu waroon tëdd 6 mois ferme. mais loolu àtte woon nañ ko ba pare li Barthélémy bokkoon alliance ak parti au pouvoir wala sax mouvance présidentielle di Benno bañ fa bokkee mook ñoom Khalifa Sall ba tey dossier bi kenn waxatu ci woon parce que àtte woon nañ ko ba tëj ko mais dañoo gis ni. jamono bi nga xamee ni moom ak ñoom Khalifa ak ñoom Bamba génn nañ rek jamono jooju lañu sulliwaat boobu le dossier tuddee ko procès en appel xam nga loolu dafay nduru leneen comme li Mbaye Sène wax léegi nit ki xëy na sonal na la ci ay wax ndax quoi qu'on puisse dire Barthélémy Dias heure bu waxee rek day yëngal ñi nekk ci kaw saa bu waxee rek wax loo xamante ne si dina leen merloo ñoom mënoo jël benn dossier tamit di ko utiliser pour que nit ki di war a noppi war a dara pour man acte bi en 2011 la woon waroon nañ ko tëj yàgg na waroon nañ nekk ci leneen mu doon noppal njabootuk Ndiaga Diouf ñi nga xam ne ñoom lañ faat seen doom ndax à chaque fois ñuy génneewaat bi leeg acte ñoom dañuy fàttaliku seen doom bi leen ñàkk méttit bi day gën a beesaat Barthélémy Dias itam du mën a nekk ci jàmm waaye tamit ñoom ñu xam ni lu mu bëgg a wax Barthélémy Dias mii ñu gis nga xam ne il est déterminé lu mu bëgg a wax nekkul procès moo koy teree wax. Très bien alors dañuy jàll ci chapitre bi nga xam ni moom la ñu jagleel 14 millions de problèmes et c'est avec Awa Badji. Awa daal nee na tey wér-gu-yaram moo ko ñor. waaw Aram wér-gu-yaram. moo ñor tey lan moo sooxe ci wér-gu-yaram li sooxe dafa bari na torop sax te yaakaar naa ni wér-gu-yaram dafa am solo ndax ñun ñi toog ñun ñëpp ci plateau bi bu ñu amul woon wér-gu-yaram ci lu ñu yegg yaakaar naa ni duñ fi toog tey am na ay ñoo xam ne malade sax yu tëdd peut-être duñu seetaan mais ñooñu peut-être bu ñu amoon pexe ci ñoom dinañ jug taxaw ni ñëpp mais wér-gu-yaram bi dafa sooxe trop ci Sénégal te mu nekk secteur boo xam ne dafa am solo te dafa mën a bokk ci luy doxal réew ndax Sénégal moom bu ñu fi xoolee li nga xam ne mooy éducation ak lii di santé dafa sooxe ci réew mi te yaakaar naa ne waroon nañ ko mën a teg place boo xam ne dina jëmale réew mi kanam ñu gis ni nag syndicaliste yi nga xam ne syndicat bi nga xam ne ñoo gën a am doole fii ci Sénégal di waa ànd gësam ñoom nag jamono ji ñi ngi nekk ci seen 15e plan d'action parce que ñi ngi jooy ay revendications yoo xam ne waxe woon nañ ko nguur gi dige woon na ko ak ñoom te ba tey dara saafru ci léegi nag du ñu def lu dul seetaan élément bi nga xam ne kii di Fatim Lo defaral nañ ko ñu dellusiwaat ci plateau bi. ñàkk teggin noone nag la ànd gësam gisee jëfindu nguur gi suñu sukkandikoo ci moom nguur gi dafa ne tekk ci seen kanamu grève alliance bi gis na ni mbirum kumba am ndey ak kumba amul ndey moo ci am. ñoom bu ñu bëggee grève bi jeex rek grève bi jeex ñu ne dañuy seet nu ñuy yokkee amu travailleur fonction publique yi. suñ na ñëpp xaar boobu lu ñu def dañu seppi benn pàcc ci secteur santé mooy maanaam médecin yi. gouvernement bi jël alloué leen ay jox leen ay avantages bàyyi ñeneen yi mais loolu lu ñu ko tuddee du discrimination. man information yu ma am te maa ngi koy jëlee à travers les régions. mooy actuellement grève bi gaa ñi topp nañ ko parce que gis nga grève bi lu tax gaa ñi topp ko dañu gëm ne grève bi dafa légal dañu gëm ne grève bi dafa légitime. ñi bokk ci alliance bi tey lañ gën a taxaw ñi ne duñu xàddi mbukk tant que nguur gi saafaraalul seeni jafe-jafe. ñii tey dañu fargu dañuy taxaw nee nañu
bu nekkee 20 plans d'action sax nañ ci def. ñu sonn pourquoi ñuy sonn xam nga lu tax duñ si sonn parce que dañ leen joxul seen cër nit ki nag bu nekkee di liggéey di sonn si dara mu nekk ay nawleem nga jël nga bañ ko jox cëram day gis boppam ñu sax noonu grève du am mais tey boobu mbir amee mais nañu ne wax kan moo tax mbir mi am gouvernement bi la. kenn la seen grève bi di jeex ànd gësëm jot na ni laaj bi nguur gi rek moo ko war a tontu ndaxte moom rek moo mën a saafaraal seen i jafe-jafe. merci Ndeye Fatim Lo muy di awa li nga doon waxtaanee sànq rek ay jafe-jafe yoo xam ne saa su ne ñu fësal ko te plan d'action la ñuy génne di wax ne ponk yu bëri ñu ngi koy revendiquer te amul saafara. te gis nga fi mu daanalee mu am solo loolu parce que ñoom si seen bopp nee nañ grève yi bu ñu bëggee mu dagg nguur gi moo ko war a saafara te bu fekkee secteur santé luñ ko mën a pàcc yuñ ko mën a def peut-être autorité yi la ak ñi nga xam ne ñooy syndicalistes yi parce que on peut pas concevoir yow ay nit ñuy grève syndicalistes yoo xam ne dañuy grève tey ñu am waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñi d'accord ci ay points ne lii kat dinañ leen ko defara lële dinañ leen ko defara ñu dem toog ay diir te la ñu waxante woon lépp dara du ci saafara kon loolu manquement la boo xam ne dañ koy noter au niveau des autorités bu ñu jógee ci loolu li nga xam ne mooy changement parce que dañuy wax ne gouverner c'est prévoir ba pare gouverner continuité la mais dañuy gis ni bu ñu jëlee exemple ci li nga xam ne mooy régime bi fii nekkoon ba ñu ñëwee dañ fi indi woon li nga xam ne mooy plan Sésame mais ñu noté que ni régime bi bees bi ñëw bu mu ñëwee dafa indi couverture maladie universelle te gis nañ couverture maladie universelle bi fu mu mujjee hôpitaux yëpp dañu ne bul ne fu mu mujjee ñu mi ngi dox de mi ngi dox mais hôpitaux yi lu ñu wax dañ leen ameel ay xaalis waaw comme ñu amelee xaalis waa kudd ameel xaalis leen di fay mais pourquoi pas jéemuñu woon xool plan Sésame bële amélioration yi nga xam ne mën nañ ko ci def ay existé ba léegi il faut aussi le préciser waaw mi ngi existé ba tey mais bii la ñu gën a léegi valoriser moom lañ gën a privilégié moom ngay dégg ñu jógee ci loolu ñi dem tamit ci côté bi nga xam ne mooy wàllum acteurs yi ñu nekk ci biir santé bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux médecins yi c'est vrai que ñoom dañu nekk ci seen ay droits di def seen ay revendications seen droit la mais tamit bu ñu fàtte ni autre part que ñoom ñoo waxoon ni di prêter serment que ni dinañ faj nit ñi mais parfois ñoom dañuy kaas li ñuy kaas ba pare peut-être dañuy fàtte li nga xam ne digg nañ woon peut-être kaas bi seen droit la dañ leen koy nangul ma te anam nga ñuy kaasee la nit ñi mën a concevoir parce que yow boo xëyee rek banque sa loxo ne yow doo liggéey parce que déjà service minimum bi nga xam ne amoon na ci hôpitaux yi instant bi nga xam ne waa ànd gësam ñi ngi seen 15e plan d'action lundi lañ ko démarré tey la nar a jeex service minimum sax amatul dañ koo arrêté mais nit ku jóge këram ànd ak feebaram ñëw ci hôpital bi ne day faju ji mu ñëw fekk ni dañoo grève fekk fa loolu te yëguñu ko woon à l'avance ça cause problème parce que bu ñu waxee loolu tey ci hôpitaux yi dañ fay noter li nga xam ne mooy problème d'accueil parce que chaque jour nit ñi dañ koy kaas da ngay feebar dem ci hôpital bi anam gañ lay recevoir du la neex parce que nit ki bu feebaree tey mu ñëw mu am noo ko teeroo nax ko peut-être jëflante ak moom 50% ci malade dem di nga ko faj mais bu ñëwee mu am noo ko accueillir rek bu yokkul yaakaar naa ni du gën a wàññeeku dañ fay noter tamit li nga xam ne mooy cherté yenn médicaments yi mënuñu concevoir tamit garab boo xam ne boo demee ci pharmacie ñu jaayee la ko prix bi nga ñëw ci hôpital bi mu gën a cher wala ñu gis sax bu ñu jëlee exemple ci feebar bu mel ni diabète ngay gis y a des insulines dépendantes voilà ci journée mondiale bi ñoo xam ne pour ñu lekk foog ñu piqûre boo xam ne 1000 francs lay jaax nga dem ci yeneen dëkk yoo xam ne diñ koy jaayee au-delà de 1000 francs mu gën faa cher 10 000 lañ koy jaayee léegi 1000 francs nan la mën a am rupture fii si suñu dëkk kon peut-être dañu noter ay voilà loo xam ne ay problème boobu ñan la day commencer ci autorité yi parce que fa la garab yi peut-être di jógee mu ñëw ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi ñoo ko war a gérer problème de gérance la wala daa am leneen lu nekk ci suuf loo xam ne nit ñi xamuñu ko moo tax bu ñu dellusiwaatee ci li nga xam ne ñu jéem a def comparaison tuuti par rapport suñu dëkk ak yeneen dëkk yi parce que da ngay gis yeneen dëkk yi boo ñëwee dañ lay njëkk a accueillir faj la ba pare doog la laajte ay xaalis mais fii nii Sénégal boo ñëwee fay ñu ba pare ñu doog laa faj la ngay wax. yoral bi bëri nag fay seet. xam nga dinaa benn exemple rek laay joxe. soog a ñëw ci wax ji rapidement rek aram may ma ko tuuti rek. c'était à Paris Argenteuil. je ne me sentais pas bien benn guddi maa ngi miir maa ngi def lu kenn xam. ma yeewu le matin
après ma dem ci hôpital bi foofu ma gisante benn infirmière bi ma yegsee daf ma ne daf ma laaj lan moo ma dal mu ne monsieur vous avez quoi comme maladie ma ne ko je ne sais même pas j'ai des troubles j'ai des vertiges je ne comprends pas mu ne d'accord asseyez-vous monsieur ma toog mu xool ma jóg mu ne non vous n'avez rien mais s'il vous plaît est-ce que je peux vérifier votre tension je précise bien s'il vous plaît est-ce que je peux vérifier votre tension dama tane su nekkoon non dama tane dama rus su ne parce que approche bi moo am solo ba pare nag da ngay yaakaar sax dañ la bëgg ñoom da ngay yaakaar sax dañ la nopp ci wax na ma ko dama dem Paris ànd ak sama xarit bi mu daanu malaise mu yóbbu ko hôpital ndaw si ni mu commencé di ko kii di ko kii mu jege docteur ni ma bay ndaw si daf ma nopp ma ne ko rek leel da ngaa feebar kii nobbu la yaa ngi dégg c'est juste rek exemple boobu laa bëgg a joxe di wax ni fii da ngay yegg si dama dëgg ticket dagg nga ticket ni ñu lay waxee loolu non c'est important li may wax da ngay yegg ñu ne la am sa ticket 2000 lay jar dama nga taxaw si ko fële ki ngay dem di jënd ji ticket bi mu ngi téye téléphone am di ko manipuler nga ne ko soxna si dama feebar dama bëgg jënd ticket parce que da ngay am palu ne ko dama bëgg jënd ticket mu ne la docteur bi nekk fi de nga jox ko pièce 10 000 francs mu ne la yor ma weccet dama uti weccet mais ku feebar nu muy utijee weccet ku feebar nu muy utijee weccet su ñëwaatee nag ci biir wax ci mooy xam nga nee nga tey santé nga jël réew mi santé bi moo fës tey ànd gësam moo génn waaye incha allah di nga fi ñëwaat mercredi indi 14 millions de problèmes indi fi éducation nga ñëwaat encore beneen 14 millions de problèmes indi fi agriculture nga ñëwaat beneen 14 millions de problèmes indi fi population lu ne dañ ko indi ci réew mi lii nag dafa war a wane ni actuellement ah dëgg la saa la actuellement le pays ne va pas bien li nga xamante ni bi moom mooy moytul indi rek journal moom bu ko li fi ne mooy xam nga lan pour moi les priorités sont ailleurs li nga xamante ni ñu ngi koy jël di mbaboot di def yeneen nañ jéem a xool médecins yi naka la ñeen di jéem a régler loolu parce que la santé n'a pas de prix gis nga yaa ngi koy wax tey gis nga tey ku fi feebaroon tey waxuma sax feebar ku fi sa bopp doon métti rek doo def émission nit dara xajut ci moom nañ jéem a xool naka la ñuy gérer gars yi ba régler loolu gars yi tamit ñoom lañ jéem a xam naka la ñuy muñalee état parce que état mënul lépp waaw bu mu diggee lépp it mais te li nga xamante ni bii nii mën na ko dina ko jéem a def gars yi te am compréhension parce que ñi faj seen mbokk la ñi faj seen ay doom la ñi faj seen ay jarbaat lañ wala seen ay jabar c'est important. Monsieur Diagne li mu souligné léegi au-delà de jafe-jafe yi nga xamante Mbaye souligné na ko dañuy gis ne tamit plateau technique bi day faral di am problème des fois nga dem hôpital soxla dara doo ko fa fekk loolu lu ci ëpp liñ la war a fajee da nga koy jëndi ñu war la perfuser lu mu mënta doon am na leneen tamit loo xam ne bëgg naa si vous me le permettez nga dellu si mu di forme de lutte bi. D'accord am nañu ay revendications mais anam bu ñu koy defee lu tax ma insister parce que yow da nga nekk ak étudiants yi te gis nga ni ñuy defee te est-ce que loolu tout le temps mooy jut résultat bi ñu bëgg. dëgg la en fait li nga wax dëgg la plateau médical bi dina des ci yenn hôpitaux yi man damay faral di wax ni fii ci Sénégal am nañ ay médecins yu xarañ li koy wane mooy boo demee faculté de médecine waa Maroc dañuy taamu seen étudiants yi di fa ñëw mu jaral leen lu nekk nekk parce que formation bi moo baax tey rek bi ma xëyee suba dégg naa ay médecins Sénégal yu jàll concours agrégation xam nga lan la ñu tubaab yi rawee li waral ñuy évacuer mooy plateau technique bi mooy matériel beeg yooyu intervention yi mais bu loon loolu assistance médicale booy opérer ak yooyu ñun am nañ ñoo xam ne formé nañ leen fii ñu mën ko def donc am na jafe-jafe yu mel noonu et loolu yëpp dafa laalanteeg management nu hôpitaux yi léegi nag il faut que ñu def ci ay effort yu baree bari surtout ci forme de lutte yi ndax santé dafa sensible dafa am ñetti secteurs yoo xam ne vraiment bu sooxee rek réew ma sooxee na mooy sécurité santé ak éducation te ñun dañuy faral di dégg parfois vraiment muy am coow ci côté yooyu trop suñu askan wi war ci góorgóorlu ndax Sénégal dafa am loo xam ne dañ koy réeram mbir wax naa ko dañuy jàpp ne ay nit bu ñu leen jëlee ñuy liggéey ci ab secteur rek ñoom ñoo ko moom journaliste yi ñoo moom presse bi ba non Sénégalais yëpp ko bokk journaliste yi ni ñuy toogee ni ñuy revue de presse ni ñuy bindee ci ñeneen ñi ñëpp dañ ko war a wax ñun ni ñu yoree université ñañ jox santé ba nañ ko yoree wax na négligence yi ci am ñun ñëpp ñoo bokk loolu et boo seetee ba ci biir sax man parfois dama naan dëgg la ñun ñoo bokk réew mi mais ku ci nekk wàllam rek la ci bëgg mais intérêt général bi géré wuñ ko est-ce que xam ngeen lan moo waral ànd gësëm radicalisé wu parce que Sénégal fii gars yi dañuy wax dañuy naxante man yàlla def na ma jege ay syndicalistes vraiment di gëstu di seetu li xew mooy boo demee secteur santé dafa am médecins yi am ñu tuddee paramédicaux yi mooy infirmiers yi sages-femmes yi aides-soignants yi ak ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne nekkuñu médecin ñoom seeni syndicat bokkul syndicat médecins yi mooy SAMES ñoom daaw dañu def grève bu tar ba menacé
ay centralisation des urgences gouvernement bi recevoir leen bi mu leen recevoir mu signé ak ñoom ay accord ba sax ñu wax ne dinañ yokk sax âge retraite médecin ba 65 ans. ci accord yi après dañu dem ba ci biir am lu génn li génn mooy 1er août gouvernement Sénégal dafa signé benn décret yokkal médecins yi 200 000 seen salaire. parce que ñu ngi wax de mais bu ñu naxante man Sénégal loolu tax du may bëgg bokk ci ay waxtaan tey rek am na sam benn jigéen madame Thiam directrice coloniale bu may tere loolu. ma ne ko non il faut ñu wax bu ñu def yëfu naafeq ak yooyu. léegi ñoom comme ñoo dend ak médecins yi. te médecins yi jox nañ leen 200 000 décret boobu sax après bi mu génnee indi coow looloo tax ànd gësëm radicalisé wu parce que ñoom dañu jàpp ne heure bu ñu joxee médecins yi dara par exemple fu ñu leen fa joxee 200 000 infirmiers yeeg sages-femmes yeeg ñeneen ñi war nañu am 100 000 lu mu néew war nañu am 50 000. neex na dégg loolu moo indi coow li te de il faut ñu def ci attention parce que Sénégal ñu ngi gis plan d'action yi di dem rek ndax ànd gësëm ñoom ñi fa nekk presque ñoo nekk fépp ci Sénégal ndax hôpital du médecin kese médecin bi mooy diriger mooy wax traitement bi mais infirmiers yeeg sages-femmes ñoo koy def et ñi ciy gën a sonn mooy ñi gën a néew doole ci askan wi. man bu ma feebaree maag sama njaboot xam naa ne amuñu jafe-jafe yooyu mais ñeneen ñi nekk ay hauts fonctionnaires rek gouvernement beeg yooyu du ñu am jafe-jafe. clinique yaa ngi ñëpp a ngi fi boo demee fekk fa ay médecins ak ñeneen ñu nekk privé yi. mais infirmiers yi sages-femmes yi poste de santé yi gën a sori ci réew mi. ñoom ñoo fa nekk. mais ñooñu bu ñu grévé mais askan bi gën a néew doole moom mooy sonn. moo tax nañ ci jóg ministre ba fa nekk rek sama xarit la Abdoulaye Diouf Sarr ko xarañ la. jaar-jaaram kudd ñëpp xam nañ ko. jàpp naa ne xëy na tëddatul nelawatul ndax mbir mi mais nag urgence la boo xam ne il faut ñu régler ko. il faut également ñu mel ne sunu papa Sall bii geeg ñeneen ñi. parce que bu ñu seetaan. nañu jóg wax ci. rapprocher position yi forme de lutte yi également comme ni nga ko waxee ñu xoolaat ko parce que mbiru santé forme de lutte yi. non parce que y a une réglementation am na yoo xam ne mënoo ko def ndax bakkanu nit rot daf ci xaj. ndax yu mel noonu jot na fi am gis nañ fi ay hôpital bu mel ni Pikine ñu yóbbu fa nit muy xaar pour après liñ ci dégg neexul kenn. parce que xam nga li woykat booy la lu waaye di ñaan war nga ci boole wér-gi-yaram bu sa yaram mbéru dootal dara. xanaa xamoon nit nga xëy nelaw ba yeewu xëy teg say sekki sa yënga say cër benn dara mettiwul rek loo ci teg bénéfice la. jar na sant yàlla. en 1984 dama dem hôpital principal benn grand boo xam ne buy ñëw di faju si hôpital bi parfum rek moo lay wax ne mi ngi dugg si man grand bi dama yaakaaroon ni dafi am malade wala muy ñëw di kii xalaatuma ni moom moo feebar bon ku yàlla may la. mais ñuy waxtaan benn jour ba ma ne ko mais grand xanaa da nga fi am malade mënu ma non Sala man maa feebar man ko yow grand lu la dal ñu baal mu ni moom balaa moo tuur ndox day ñëw ñu sonde ko waaw mënu ma su ma mënoon a jël sama bien yëpp joxe ko te ànd ak sama wér-gi-yaram dama koy def pour loolu la ni wér santé amul prix imagine toi nag ki feebar nga xam ne moom dafa feebar talul dara lu dul mu faju ki mu daw di wut si ci moom pour mu wàllu ko kooku mu grève nga xam tey bakkanam mi ngi ci xottu gerte. man dama ni liggéey bi abi dafa am lu mu wax sànq man dama yaakaar liggéey balaa nga koo def da nga koy bëgg d'abord boo ko bëggee loo ci mënti gis tamit di nga ci waslu ak parce que waslu ak am na parce que kii bëgg a dee ak ki waaj a dee ak ki dee du benn. ki nga xam ne mi ngi waaj a dee kooku dafa nekk ci waajtaay mais ki nga xam dañuy léegi mu dog kooku tamit. ñàkk pexe yàlla moo fa sës mais ki nga xam ne faatu na ba pare kooku doon koy jël suuli ko mais ki nga xam ne mi ngi waaj liñ naan fagaru fagoo gën faju Sénégal balaa ñoo faju ñun suñu bopp dañuy dee ba pare soog a dem ci hôpital bi ñun aussi am na lu ñu dal muy dañuy yore suñu feebar di soox ak moom di naan ay garab ñaa bañ fee rëpp la doole nga ñëw na ni jamet ci hôpital bi ah wax dëgg yàlla soo amul tamit li la war a faj ñu ne voilà hôpital a ngi nii duñ la def dara wala nangam fekk yow yaa bayal sa feebar ba sa feebar ëpp la doole nga soog a dem. moo tax toujours li may wax société bi ñun ñoo feebar. gis nga nit lépp loo yëg ci sa yaram da nga war a dem fa nga ko war a defee ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy faj muy avocat di médecin gis nga ñaari métier yii dafa am pacte boo signé ak suñu borom loo ciy def war nga koo def ngir yàlla. ak éducation. parce que boobu deful dara nga fexe ba ab def ci xam-xam kooku ëllëg mu mën a am lu mu xamal wala mën a yor réew kooku kenn mënu ko fay ki nga xam ne tamit dafa yore wér-gi-yaramu doomu aadama kooku tamit même bu mu amul lan ko wax na xool ngir yàlla mi ko jox métier war cee mën a jaamu yàlla ki nga xam ne tamit dafay juger muy avocat parce que loolu layoo fii ëllëg yomal xam ni nga ko lay te tribunalu maam yàlla ngéej avocat du ngaan
merci yàlla Abi ñu ñëw si yow. waaw daanaka li ñëpp wax am na solo mais tamit Sénégal booy xool léegi man syndicaliste yi da ngay toog ba si yàgg sax am lu la jaaxal ndax lan moo ko yàq mooy lépp lañ ko politiser. ñëpp ay politique administration nga xam ne dañoo waroon neutre sax léegi par yenn saa yi nga dugg fa fekk lépp ku ci nekk am na foofar université tey fi ñu jugee li gën a yokku grève yeeg lii étudiant boo wax mu ne la parti bii laa bokk koo wax mu ne la fee laa bokk syndicat yi tamit dañuy faral di bokk fii wala di bokk fee te bu njëkkoon amaana loolu amul woon nit mën nga am lu la metti gaa nga am na manière boo koy waxee ñu fajal la ko mais itam état warta bëgg grève jeex ba mu wax loo xam ne autorité bi mooy xaar ba su fekkee ni nit ki da nga ko poussé dos au mur amatul pexe wax na ba sonn wala wax na fu mu mënee nga daje plusieurs fois ak premier ministre gisoo dara sotte bu yàggee di nga yëngu loolu laay wax ni Ndeye Aram mooy état parfois ñooy tooñ xamul tax ñuy tooñ dañuy bëgg coow li jeex ba ñu signé xaatim loo xam ni mënoo ko wala loo xamante ne si diir bi nga waxoon di nga ko def doo ko def bu ko defee non respect des accords signés rek ngay dégg ci syndicat boo gis non respect des accords signés non respect des accords signés boobu lu ma mënul ma ne la mënuma ko yokku salaire boobu tamit indi na problème bu mag ci réew mi ndax da ngay gis nit diw yokkal nañ ko salaire magistrat yi lii lañ am professeurs yi ne amuñu loolu concurrence juddu seen diggante lu tax kii ñoo tolloo niveau d'étude ñoo jàngandoo ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def lu tax ñuy defal kii te defal luñ ma lii donc li ñuy jël di gën a lante bu ma mënee tuddee noonu gën a lante bi wala di wax loo xamante ne doo ko def problème bu ñu dugal ak li nga xam ne lépp dañ ko politiser problème bu am Sénégal tey looloo ko fi indi ba tax na sax dañ naan Sénégal léegi yaram bi yëpp ay metti Mbaye quelques secondes avant awali quelques secondes di bokkul sax xam naa li muy def 14 millions de problème moo tax moo ko rawatina nag mu laalaal li nga xamante ne moom mooy santé 14 millions de problème awa munoo wax ci ñi nga xamante ne dañuy wër di daggal nit ñi wecc mbedd mi loolu foog nga wax ci parce que lu dangereux gi noonu te damay gis Sénégalais yi dañuy toog ci grand place ñooñu ñëw tiim leen di daggal seen wewu tànk ak seen wewu loxo lu dangereux la. mais dinañ la mere. non loolu dangereux la. loolu c'est dangereux. c'est très dangereux. parce que dañuy jël ay weñ yoo xam ne soo waxee ñu ne def nañ ci orge man ku ma fekk ngay def nit damay ñëw ne la sa waay li ngay def wóorul bàyyi kii dem. ba pare jël di rax loolu wóorul ba pare di ko jël di ko loolu c'est très dangereux 14 millions foog nga def ci benn reportage. waaw si yow la ñuy ñëw di tëj xam naa du ñàkk nga dellusiwaat tamit ci qualification personnel sanitaire parce que loolu tamit mën nañu ko bañ a wax da ngay gis ñoo xam ne ñu ngi ci biir di la faj man bu ma ñëwee nga may defal prise de sang des fois dama ngay ñëw ma ne la boo jamee benn yoon dugul doo jamaat benn yoon nga ma koy defal parce que des fois nga fekk fa ñoo xam ne leer na la ni ñu baal ma ay stagiaire la ñu dañuy soog a ñëw ñu bëgg ko testé si yow. non c'est vrai ñu essayé ci nit ki. loo gis rek Aram BABA bi daf ci baax parce que nit koo xam ne yow nga ne da nga def formation bi tu n'es pas qualifié wala yow matagoo li ngay def mën a goo pourquoi ñi lay yóbbu ci yenn secteurs yi nga fay def dara wala da nga war a nekk ci ginnaaw nit mu accompagner la ba keroog ngay mun ñu bàyyi la nga demal sa bopp tey foofu responsabilité bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi la peut-être médecins yi wala ñi leen supérieur ñoo leen xool ba defuñ noonu mais li nga xam ne muy santé ak éducation am na solo goo xam ne bu ñu fàttalikoo 2011 ñi ngi doon jéem a ñoom ñaari secteurs yooyu jéem fusionné pour xool naka lañ mën a def pour gérer ñaari secteurs yëpp mais mujjuwul fenn parce que ñii lu ñuy xeex ak ñële lu ñuy xeex bokkul mais en tout cas état bi war na bàyyi dige yoo xam ne du ko respecté ba pare communication de crise na ko mën na anticiper du xool nan lañ mën a def mais daal en tout cas pour liñ lépp luñ fi wax ci santé bi ci éducation bi dañ indi ay acteurs yoo xam ne peut-être ñoom ci seen gis-gis buñ ko jëfee dinañ leeral liñ fi wax yëpp jibi ñu may la nga àggale ak monsieur Diakhaté ci coude bi monsieur Diagne monsieur Khalifa Diagne waaye on signale que waaw waxtu wi ñu mayoon xaw nañoo xoj ndax waroon nañu waxtaan ak moom ci lu bëri lu raw logement yi ñu seetlu ne ba tey université gars yi mënuñoo loger ak xeex yi am ci amical yi waaw amical yi politique ba diine jëfa am ak yooyu yëpp bëggoon nañ cee ñëw mais dafa am loo xamante ne ni moom moo nekk actualité démb ak tey mooy lan yàmbaaja ñu fa seetlu ne am nañu ñu jàpp ci ay xamuñu ay ndongo lañ xamuñu ñan la ñu baal ma nag ci kàddu yi ni ma ko jibalee mais nee nañu am nañu ñeent ñu fa jàpp ñoo xamante ne ni dañ ko doon jaay xaw ma dañ ko doon tux loolu ndax information bi dëgg la ak tamit bu dee dëgg la yan matuwaay ngeen di jël ndaxte seetlu nañ pavillon bi ñu wax ne fa lañ fa nemmee ko muy pavillon A loolu tamit dafa mel ne bii du guléet ndaxte amoon na fa déggoon nañu ko fa déggaat ko fa kañ lay jeex ndax am étudiant yaa ko yor wala nu mu demee waaw laaj nga ma loo xam ne dama ciy tontu ak kerse gu bari. wax naa la ko sànq ci rajo bi.
bu ma sañoon sax doonu ma ci woon mën a wax mais ñëw naa ci plateau bi laaj nañ ma ko démb daw naa ko ba sonn ndax yu mel noonu bu amee ñun ñi jiite université bi dañ ci am kersa ndax xam nga étudiant li ñu xaar ci moom mooy jàng xaaruñ ci moom tux yàmba wala jaay maa ngi lay wax également que bi mbir mi amee ñun heure bu loolu amee dañ ciy waxtaan du bu njëkk mais buñ ciy waxtaan am na position bu may jël boo xam ne man ñi jiite cité yi ñu ci bëri sax duñ ma comprendre am na benn année boo xam ne dafa am ma yóbbu étudiant bi ko doon def commissariat ñu dem commissaire na leen il faut ngeen dem ñaan waa kudd ñu ñëw ngoon gi ñu ñëw mais bi ñu ñëwee étudiants yi dama bañ li tax may bañ mooy responsabilité dafa diis ñaare am soit dañuy jàpp ñu nëbbal ko nabal ko bàyyi étudiants yi continuer di def loolu lawal ko mu am yeneen étudiants yoo xam ne sax daanaka xëy na bi ñuy ñëw xamuñu loolu ñu dugg ci wala nga jàpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def nga yóbbu leen commissariat point loolu tax démb ñu jël position boobu yóbbu leen commissariat pour jox exemple ñeneen ñi ba pare gën a saytu étudiants yi nag ci société bi lañ jógee ay jeunes lañ ñoom du ay xale yu nekk jardin d'enfants wala non ay nit ña ay jeunes la yoo xam ne dafa am fu ñu leen yaree am fu ñu jóge ñu ñëw fa foofu nag ñu ñëw ñun ñoo ko yilif te ni ñu ko yilifee am na yoo xam ne duñ ko fa nangu am na ay étudiants et loolu bu amee sax day mën na tax et loolu également bu ko nit ñi jaawale dañuy jàpp ne étudiants yëpp noonu lañ mel du étudiant boo ñëwee tey li fa gën a fës mooy affaire ay daayira ak yooyu am na ñoo xam ne diine ji moo leen intéressé donc ñi nga xam ne ñoom ñooy bëgg a dugg ci yu mel noonu il faut ñu jàpp leen jël ay mesures parce que wax naa ak chef service sécurité bi ne souvent kuy jëfandikoo yooyu bu manifestation amee mën na am niveau de violence boo xam ne li koy waral mooy li mu jël parce que loolu da koy xabtal looloo tax mett na mais loolu tax ñu jël décision yóbbu leen te dinañ ci jël ay matuwaay rawatina ci pavillon A bi nga wax na xam ne mooy pavillon bi gën a rëy ci Sénégal merci monsieur Khalifa Diagne bu COUD Djibi xam naa seen campus ngeen koy yaatale waaw fii TMTC la Père Sala ñu jeexalee rek ak avis du jour waaw xam nga li ñuy fi may avis du jour bi tey mooy éducation rek parce que nit bu réeree ci nit ña la jëm xar bu daggee ca xar ya la jëm nag bu daggee ca nag ya la jëm te golo ga ca ngaay golo ga ca Pout golo ga ca Saint-Louis ga ca Tivaouane boo ko bettee boo ko jàmbayeer xel mi ci yéeg rek lay dem nit ñi ñoo war a nekkaat nit parce que nit bu demee bay def jëfi mala kooku nan ko xoolaat fu ñu war a tàggatoo war faa jëlee xam-xam bu ñu demee ba di fa def jëfi yoo xam di yëfi nit nan xoolaat nit ñi ci nàmpal bi ci yar bi ci waxin wi ba ci doxin wi xale bu góor boo romb ba nga jël tubéyam wàcce ko ba fii takk ay jaaro boo ko xoolu ci kanam doo xam ndox góor wala jigéen la soppi doxinam nga yaakaar ne sax dafa laago fekk nit ku mat la lu ko fi waral modd nanu xool li nga xam ne fa la ñu war a connecté woo fi ñu connecté woo moo baaxul nañ jël connecté woo fi nga xam foom lañu moom ndax gattax du yaab gi ci géej ba soppali ko jasi président Macky Sall ñu ngi xamal ni yegg na ca Tivaouane du ñàkk léegi daañu ci dellusiwaat ndax Modou Mbacké Niang mi ngi waajal xibaaru ngoon gi wax bu ñemetuma wax marax marax moom par bu mbax waaw moom peut-être mu la mbarax lay wax marax la ñuy wax marax mooy timis rek xibaaru marax yi léegi nii ak Modou Mbacké Niang mu dellu si léegi ak président Macky Sall mi nga xam ne mi ngi foofu lan lañ fa mën a jëlee di leen remercier yéen ñëpp équipe bi mais également di féliciter di encourager Moussa Sow ci événement bi muy mu di deuxième édition bu CLAP final bi di ngeen ko am certainement ak Djibi Sadio ci seen campus jaa ngeen jëf merci beaucoup et à demain inchallah. yokkute ak law gi mu law fépp fu nekk lii di wàllum audiovisuel loolee nag moo waral président bu conseil national bu régulation audiovisuel di kuréel gi ñu dénk lépp lu soxal wàllu woowee Seqaay Jéego moom Babacar Diagne dëgg ma si fi